je t'aime. Pour ton examen am nga BFM. Fi ba mati salem yaay suñu kaasu lem. Waaw waaw. Moo tax ñu taxaw bind ci yow poème. Bu ñu sonal benn jaw du benn daal. Si feeling jëm kanam. Trafic News, Black Box International. Hip hop styling jollof. Bañu sonde wàccu ñu barem. Yaa ngi ñuy gaañ Zik FM. Yaa bari fem Zik FM. Oh Zik FM. ataay bu normal baa ngi ni lée nga def ci ne sa 3 normaux maa la ko wax lëwal 2e 3e waaye tarxiisal waay mooy te dawaas dama ne la war nga dawaas ba day sell na set na neex na fuural ànd na qualité te baax na tamit teg ca dama ne war nga bi gars yi doon xaar daal ñu ngi nii amateuru caay nii war nga dawaas a ngi nii romb ko erreur la dee te dawaas à l'état pur war nga dawaas mooy buuru war ngay Savez-vous ce que ressent une femme durant son rituel beauté? Ce qui motive ses choix, son attitude. La beauté d'une femme est d'abord naturelle, vive et explosive lorsqu'elle est révélée au grand jour. Mon rituel beauté, c'est le moment où j'entrevois la façon dont je souhaite être perçue. Ma seule satisfaction, c'est de me plaire et par la même occasion d'être appréciée autour de moi. Pour mon rituel beauté, l'élément principal, c'est mon lait de corps. Il hydrate intensément ma peau, révèle l'éclat naturel de mon teint et je reste fraîche comme jamais. Mon lait me garantit souplesse et confort grâce à sa texture onctueuse et non grasse. Mon lait de corps est le soin par excellence pour les peaux noires et métissées. Sa formule est riche en vitamine E et en huile d'amande douce. Il est aussi très efficace sur les hommes et on l'appelle You Perfect. ñu ngi tudd Awa Penda ak Mariama Sonatel gunge na leen ñoom ak seeni téeméeri morom si juróomi réew yi groupe bi nekk si 2021 Sonatel dina wéyal ay jëfam si askanu yi ndax si ñun lu gën a rafet si lu ñuy jëf mooy taxaw ak yéen ngir yéen teweneti nettali dund yu niro ak seen yos ñu ngi si humaninsideafrica.com Sonatel avec vous pour vous. Orange. Uniparco Cosmétique moo leen di may seen émission Teuss. Uniparco Cosmétique, vivez votre beauté, exprimez votre différence. Expresso mi leen indil forfait extra magique 4900 bi amul morom si marché bi moo leen di may seen émission Teuss. Seen centre commercial Al Maktoum di jaay ak luy ay cantine moo leen di may seen émission Teuss. Teuss ci Zik FM di journalu fait divers yi suba su ne 8h30 jotee altine ba àjjuma Teuss di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. Teuss di ay fait divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. Teuss ak Ahmed Aïdara. assalaamu aleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ala ci loo ne. waaye maa ngi sant yàlla bu baax a baax laa sant bu baax a baax. taxkalla. fu bagage yi toll moom. bagage yi xanaa. bagage yi de ñu ngi ñëw rek. taxkalla. loolu nga gis. waaw waaw. rang muy gaaw rek. rang. muy gaaw. rang moom ma foogoon ne jeex na ci ñum réew. moom borom rang da jeexal na ko moom. rang day. nee na manifestation sax ko fa woo ñëwul. rang kay nee na fu mu gisati ma sax di biir. ma jéey. taalibe sëñ Babacar bi maa ngi lay siyaar. li nuyu. kaso du caaxaan.
waaw moom dégg naa sax ñu ne waajuram mu jigéen dafay jóge. waaw dégg naa 10 000 problème yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe bi ci ay Seydou sallallahu alayhi wa sallam. amiin yàlla yokk leeram. amiin amiin. donc tamit yàlla na ko gën a fi mu jóge. amiin amiin amiin. amiin. ndeysaan. Djibi Dieng maa ngi lay nuyu. ay waay jëne rakko tonton ba nga woowee te ma rakko tonton yow kenn am naa bokk ak tonton ngay rakkanteeg moom tonton koy bàyyi ñu ñuy rëkkante rek te bañ a rakkante si waaw Antoine Diome moom anamu moom Félix ma la doon wax léegi ne. ah seen tur yi bizarre mu ngi fi de. mi ngi fa dama ko Félix foog Antoine Diome. dama ko foog. tey lan sax mercredi barki démb day. tey seenoon nañ ko assemblée nationale. tey de dañuy dem ka conseil ba si waaye yow maître Moussa Diop moom lii mu waxal bun nii lii jàmm la mooy bun mii kii lim la waxal rëy na di maître Moussa Diop dama koo bëgg. bun daal li ñu koy demandé. xam nga man moom dafa pànk nag man ku pànk danga may xaw a neex. li ñuy demandé de nouveau DG bu Dakar Dem Dikk. na wan Sénégalais yi waxuma ko kayit de. waaw sama yoon nekkul ci kayit ak seen gestion. waaw na wan Sénégalais yi. comme li Moussa Diop wan Sénégalais yi. tout court. lu mu mën di am baax na waaye daa ñëw fekk bus yi am na fu mu doon yem ligne yi. gis nañu ko. mu yokk ligne yi. yokk bus yi. ba mu génn Dakar yokk Sénégal Dem Dikk indi ay data ligne Dakar AIBD bay waaj a créer Afrique Dem Dikk te ñëpp gis nañu confort bi nekk Sénégal Dem Dikk génne fi grève jële fi grève Dakar Dem Dikk. ñun nag loolu ñuy gis ñun xamuñu ñun amuñu accès ci gestion ak këyit. salaire am ak restaurant am ak yëpp ñun amuñu ci accès. intéressé wuñu li concret ñun lu concret moo intéressé Sénégal yi. te moom la def. na fexe yokk bus yi moom na fexe bu grève am na fexe bu Mbijong Balloo am na eggale projet bi mu amoon muy Afrique Dem Dikk. ba noppi Dakar AIBD na jéem a ut solution beneen Dakar Touba ay destination yu comme ni ko Moussa Diop entamé bus yooyu na fexe yokk ko parce que ñiy jël Sénégal Dem Dikk gis nañu confort bi ci am. waaw concurrent bu loyal bi am ci diggante tata yi nga xam ni. tata yu Dem Dikk yi xataluñ leen. ñuy dund bu rafet. na maintenir loolu. moo gën xuloo bi ak yooyu. ndax fii nag ku dugg ci xandik diw daa niin. avantage Moussa Diop bi muy wax moom déjà feeñal nañu avantage am nañ jël seen i avantage ñoo xam. waaye yow ma ne. waa bun mi moom li ko xale bu góor bii waxal moom réyul. en tout cas wax ci day du am sens du moment où gis nañu ne. ñun sénégalais sentir nañu ne. maître Moussa Diop fa mu fekkoon Dakar Dem Dikk. yokk na ko waaw c'est tout sénégalais yi loolu ñu sentir. loolu la ñu intéressé waaw yokk na ko kay. da nga fee gisoon tata wu Dem Dikk. da nga fee gisoon Sénégal Dem Dikk. fi Dakar Dem Dikk tey egg tey ay oto. waaye kañ nga dégg kañ nga dégg grève Dakar Dem Dikk. état mooy la. moom déggoo maître Moussa Diop la ne la état au contraire sax dafa yoreel bor kër ga. Sonacos moomul état moomu. waaw mais est-ce que état jàpp ci. boo déggoo lim loo xanaa. état moo amel nee na la état dafa amel kër ga xaalis. 7 milliards. waaw. ah bon. vraiment man de xaw ma ko. et puis nañ bàyyi. xaw ma ko xamaatuma ko mais daal gestion bi moom mënuma dugg au fond ca la maître. xamuñ ci dara xataa ba waaw mais li ñu gis nii ñun suñuy bët ñun ñuy jël bus yi. xam na ni daal man daal li ma ci gën a neex bokk na ci grève yi nga xam ne ñu ko daan nemmee ko à chaque fois Dakar Dem Dikk. amatul depuis un certain temps déggatoo benn grève. lekk yi kam jabaga moom restaurant baam ma dem ba ko moom ma koddoo ko moom xiifatuñ ñaata entreprise fi nekk te jàppandalu ñu leen bu midi jotee ñu am fu ñu dugg. lekk fu pause lekk naan lekk. jàppale leen comme ay xar. kon yéen pour yéen Moussa Diop daa liggéey jàppale leen comme ay xar. Moussa Diop daa liggéey Dakar Dem Dikk. waaw. ah li bun xataab wax ne moom la Moussa Diop def yëpp na. jamono yi Moussa Diop nekkee Dakar Dem Dikk. bun xataab mu ngi woon petit train bu la. waaw. na Sénégal yi xool kenn ku nekk sa gestion lu concret waxuma gestion de waxuma gestion wu këyit de. ak fond. lu palpable daal lu palpable lu bët mën a xoole na Sénégal yi àtte ñaar yooyu. diggante train bu la ba ak Dakar. bu ñu jëlee sama yaay fële kër song indi ko. ni ko kii bus yi la fekkoon def yokk na fi bus yi kii nii oto yi la fekkoon otoraay yi. lii la fi defaat. yokku la gën a. nañ xool ba xam ko lu maire yi àtte. est-ce que Dakar Dem Dikk ak train bu la bee alaaj dañoo tolloo ay budget yooyu nag.
ŋàbbin la rek petit train bu la ay wago yu ñu yokk dong la wala confort ñu koy jël Moussa Diop daa jógee France ñëw ut parti politique am moom mu créé benn mouvement am ba noppi xuloo ba ni say ni noppi naa képp ku ma woo ci plateau noppi naa pour jàkkaarloo qui que ce soit pour ñu débattre ci fan la ñuy gisee magistrat boo xam ne politique ma politique pure moom baax na ma politique pure baax na nekk njiital petit bleu kii bula petit train bleu petit bula léegi nag léegi nañ xool li Sénégalais yi gis. non mais Alaaji. il faut ñu bàyyi yii quoi Alaaji. mais Alaaji bàyyi yii quoi mais nag Alaaji. Alaaji xeetu neexal la bokk nag. il faut ñu bàyyi yii quoi. waaw léegi dama ne Alaaji. mais nag gis nga boo bëggee dégg dëgg. boo bëgg a taxalikoo sa xaj lu ñuy wax. il faut l'accuser de rançon. loolu la nag mais non c'est que problème bi xam nga. mais dañoo dofut nag. problème bi xam nga mooy lan yow mi koy def yow la ñuy jéppi. Alaaji problème bi xam nga lan la. magistrat yi Alaaji. soppi seenug chemise dugg ci wàllum politique bi. dañ koo war a baax. seen magistrat bi dëkk ca Mbour gisoon nañ ko ci affaire enregistrement Mansour Faye. Cheikh Issa Sall. Cheikh Issa Sall. moom itam mouvement la am. mouvement la am. dem dugg ci wàllum politique bi. Alaaji daf ci am ay corps de métier yoo xamante ni nii bokkuñoo ak ay commerçant wala je ne sais pas ay xawma administrateur xawma lan nga xawma journaliste nga xawma lan nga mais daf ci am ay corps yoo xam ne Alaaji mais xam nga Sénégal aussi bu ñu demee ba jël ay IGE ay inspecteurs généraux d'État Alaaji di leen politique loo gis nga gars yi même bu ñu waxul sax gisoon nañ fi ay Matar Cissé ak yooyu. y a problème de. xam nga ñoom même bu ñu wanewul ne jënd nañ carte membre APR tamit gisoon nañ foofu ci Dagana ñuy jàppale mouvance présidentielle bi mais loolu lan la. du politique. ay IGE Alaaji ay magistrat mais lii rek lay jur léegi nag ab avocat mooy def conférence de presse dal sa kaw ba ni saay sa réew magistrat bi doo jarati dara. gisuma ku bokk ak bun xataab Abdallah xaw ma bun xataab Sila xaw ma lan. mais démb dalay leer ni moo kii mbokkam gàcce rey na leen ba ñu dee. avant démb moom jour ba mu defee conférence de presse la ay mbokkam rus. non naka ngay defee di xas sa moroomu góor boo remplacé. non et puis Moussa Diop ñi nga xam ne ñooy audit Alaaji Moussa Diop mais ay ARMP bi ñu génnee seen rapport yi mais jamuñu ko baaraam déggoo ma de loolaa ñu intéressé jamuñu ko baaraamu tuuma ci yoron gu bonde ñoo ñaa war a wax xam nga li ma ñi war a wax ñoo war a saytu ba ñu saytoo saytuwuñ ne Moussa Diop kat dafay këpp kees wala jënd fi oto boo xam ni ci alalu askan bi wala léeg-léeg ñoo ñaa war a au contraire ñoo ñaa war a moom dafa bokk sax ci ña nga xam ne ci yorin gu rafet la waaye moo tax Moussa Diop li mu wax démb pour nga dindi ko day kii dafa nekk ci en mission commandité déggoo ma de maanaam yow demal au front nga dem yàqi Moussa Diop ndax ñi nag moom bokkatuñ gis-gis déggoo ma de ko sant sénégalais li jëntiwu ko yow ma wax xas sa moroomu góor yow la sénégalais di mere ko sant kay ñëpp dañ koy daal di xam sax dañuy xam ne lii waa nguur gi la lijjanti waaye gis nga Alaaji ku ci dof-doflu ñu lay sant yenn liggéey yoo xamante ni nii ñu lay sant ay liggéey yoo xamante ni nii Alaaji sale boulot la waaxul xam nga fan ngay mujje dafa am soo benn xarit te kooku man nëbbuuma suma amitié ak moom Alaaji dafa toog ci télé génnee ay këyit génnee ay chèque génnee ay compte bancaire Idrissa Seck ak ay chèque taxaw wax Walfadjri wuyu ma di génnee par benn naan nii am bi numéro compte chèque numéro chèque na génne wallaay loolu laa bëggoon wax Alaaji génnee wane carrément Idrissa Seck sàcc la xoolal li mu def lii compte Alaaji ñu xëy ñu ne Macky ak Idi mburoog soow waa léegi waa jooju moom Alaaji bu waroon delluwaat encore Walf toogaat fa ñu laaj ko nan nga gisee tey mburoog soow Idi ak Macky bi léegi lan lay wax mu ni ci koo xam ni personne autorisée la ministre de la République nekk ci cabinet wu président de la République mbir mi balu teng si la balu teng si pour wax la ni la gis nga ñiy jiite ñu nii Alaaji kuy ànd ak ñoom bu yóbboo rek ngay dem ak retenue quoi di ànd ak sa teeyu bakkan di ànd tamit di xool fi nga bokk di xool say mbokk di calculer lu bare parce que yow ñu woo la ne la wool journaliste yi ñu ñëw ñu toog aca saagaal ñu mën sóor mais au nom de lan kañ dem nga saagaal ñu diw Alaaji pour lan waaw loolu pour lan
enregistré ma diw dencal ma audio bi mu la yónnee te yow ba ngay waat ba ngay jàng xam-xam da nga doon jàng xeex jële fi malhonnêteté waaw ngay waat ni damay sama métier mii dinaa xeex lépp luy injustice lépp luy tooñ lépp luy jubadi lépp luy wax muy alxiyaana Alaaji Ahmed Aidara ma def audio yónnee la ko mbaa ma wax ak yow téléphone nga enregistré waaw politique publier ko trahir nga sa bopp trahir nga askan wi trahir nga la nga waatoon te min akbari kabair bokk na ci bakkaar yi gën a rëy yi nga xamante ni bii mu ëpp doole ci mooy yàlla muy alxiyaana muy war ko ci yabaate nag waaw teg ko ci yabaate boo xam ne xoolal ma la jox exemple rek Cambérène dama la jox exemple rek Cambérène man li ma xam te dëkk fa Dakar dem dikk ligne 6 bi jaaratu fa dañuy wiiri léegi jaare côté golf ak feneen sous prétexte foofu dafa xat te boo waxee ñu naan la dañu amul fu ñu parqué xale yi dañuy sànni xeer mais université ngi nii chaque jour ñu sànni leen xeer terewul bu grève bi jeexee ñu bàyyi dévier bi jaarat buntu université xam nga dëkk boo xam ni nit ñi ci bus yooyu la ñu yaakaar pour dem parce que Tata du jaar Cambérène bus 6 donc moo fay jaar bus 6 boobu dafa jaar léegi day dévier jaare côté unité 6 xaw ma côté Fadia Cambérène léegi amatuñu droit dugg Dakar dem dikk pour la pour nga dugg ko da ngay dem ba case ba leen tooñ ngi employé massivement T1 Dakar Saint-Louis T2 Dakar Touba T3 Dakar Kaolack opération privée transport faire maa ngi ci ki remplace Moussa Diop bañ koy soog a dénk petit train bu le programme bi mu joxoon Sénégal yi moom laay lire nii de ñu woon dinaa ko defal Sénégal ak petit train fu mujjee man daal xam naa ne daal Alaaji may laaj est-ce que gis nga autorail Dakar Thiès Dakar Saint-Louis gis nga man de leen gis nga autorail Dakar Touba est-ce que gis nga autorail Dakar Kaolack xam naa leen daal xamal naa la ko de leen daal Alaaji boo bëggee dégg dëgg man daal am na yoo xam ne moom nit du ma ko def loo man Alaaji bëggub liggéey bëggub xëy man mënumaa jaral man nit Alaaji def loo ma wala wax loo ma loo xamante ne nii benn dama koo gëmul ñaar su ma ko waxee nit ñëpp dinañ xam ne kii dafa nekk ci mission rek mais Ahmed Aidara mi ñu xam lii dañ ko wax loo rek waaye du moom au nom de lan politique daa jar yéen woowal journaliste yi ñu ñëw ñu toog attaquel diw saagaal diw xasal diw wooral diw mais non saa yu ko waxante dëgg waaye nag dañu waxante dëgg gaa yi nga xam ne seenu mburoog soow kenn xamul fu ñuy waxtaanee ak fan la ñuy jubóoyee jambe bul xam ñoom fan la ñuy daje ak fan lañ koy jambe Alaaji nga bokk ci ab famille bu baax a baax nit ñi naw lool la nga xëy bëccëgu nar kàmm ñu def loola fi loo xamante ni nii dootoo jarati dërë ci mim réew yàq sa deru baay yàq sa deru ndey yàq sa fa nga bokk yàq sa geño yàq sa neen moom lii Alaaji moom bàyyi yenn teraanga adduna jar na ko ak déegu gaaw gii man de jaaxle naa ci yàlla léegi nag na gindi nit ñi ci li maître Moussa Diop wax sa oto boobu ak say sëriñ wax ci oto 100 millions bi mais nag li tribune bind rek de ak lii quotidien tey coow tuumaa yi dem dikk yi day mandargaal rek yorin gu bon goo xam ne moom la ñuy yoree Alaaji suñuy ressource suñu alalug réew maanaam boo faree ci ñoom nice good fine kenn mësul dégg kenn wax dara ci maître Moussa Diop lu mooy dane 3e mandat du fi am ñu dal ci kawam point bu duggaatoon ci rang yi suba ñu boole ko ci les meilleurs DG waaye tant que ma ngi ca fële maak moom bokkuñ gis-gis gars yi dañuy dal sa kaw di la tam di la xas di la tam soo demee nag bokk ci ñoom seenu gis-gis yaay ak tu fais partie des meilleurs tu es le meilleur tu es beau tu es gentil tu donnes de l'argent rek lii fi ne Sénégal njaay gi mami waaw yow daal faral ci ñoom doo dégg xas duñ la Facebook duñ la tweet loo wax gongo duñ la TikTok dañ lay xalamal ak di la may wecce teg ca waaye boo bokkul ak ñoom gis-gis tey rek nga dee dañ lay xas di la saaga di la tam buñ la xasee nga xas leen te nekk ci dëgg buñ la wokkee nga wokk leen te nekk ci loolu réew mi sax nag boo réew mi boo juddoo réew mi sax nag moo toll foofu Alaaji de
ay yàlla ngi ànd ak aji ñi muñ yëpp dafa am fu mu yem barki yonent bi. boo juddoo keneen juddu. ñu juddoonoo ci réew mi ku nekk jàngi. ku nekk am na yoon ak mission bu mu jaar ngir mën a servir réewam. maa la wax loolu. waaye côté bi ma nekk di fa servir ñëpp foofee la ñuy xool ku ko yaakaar dee kon yàlla du tukkal àdduna. moom mi bind sax amul unanimité. doxalinu réew sax na gis-gis gu wute da cee baax. parce que day yokk clairvoyance. moo tax ñu wax démocratie mbaa démocratie ñëpp mënuñoo àndandoo ak yow di. il faudrait ñeneen ñi bañ a bokk gis-gis. mbaa démocratie kon démocratie sax dootu fa am. moo lay jàppale ci sa gouvernance yow. waaye yow mais kii nekk fi nag moom. kii nekk fi nag moom xam nga lu mu wax moom. kii moom dane moom sa waay ñëpp danañu ànd ak moom. te loolu mënul ne. loolu mënul ne. yow Macky yow laay waxal yow réew mi yëpp ket mënuñoo ànd ak yow. loolu moom bu yeboo nga waaj ko. loolu moom bu yeboo nga teel koo xam dugal ko sa bopp bi ne mënoo am unanimité yàlla mi ñu sàkk sax laa lay wax nii mënoo na ko de alaaji waaye defu ko. fu ko réew mi yëpp bëgg a ànd ak yow. yow presse bi yëpp bëgg nga ñu ànd ak yow syndicaliste yëpp bëgg nga ñu ànd ak yow ëtt politique bi nee nga réduire l'opposition à sa plus simple expression réew day am ñuy gouverner am ñuy opposé wu am société civile ak presse bu crédible indépendante teg ca. bu fa démocratie amee. waaw looloo tax may wax. loolu yow nga taxaw rek ñu tëkkal rek réew mi fi ne yow même loi yi muy voté yow Macky ku xam sa jikko ku ne xam ne yow jarul ngay wutaluk loi yow soxlawoo loi couvre-feu ni état de siège yow ni ngay gouverner ñëpp xam nañ ko yaay buur di bum yi ngay wotelu nii yëpp jaru ko woon sax defal lu la neex jàkkaarloo opposition bu la sonal yow kay doxalal di wutelu ay loi bëgg gën a am loo bëgg léegi yow loo bëgg fa muy mujjee nit ñi xam nga mooy lan 3e mandat ci boppam sax bu ko fi kenn waxati coowal pétrole ba ma déggati nii wax ko soo leen di téléphoné léegi nag dama leen doon yëddu te yëddu bi infraction la mais léegi daganal naa ko loo ko wax dama leen di yërndu léegi par force boo leen di waxati téléphone ay magum jëmm nekk ci état koo dendal muy wax ak yow alaaji ma ngi lay enregistré ba di ko tiitaroo kat ci ay ministre de la république boo ni pirip ma génnee li ma la enregistré yow ca saasa la procureur waroon a woo ca saasa parce que loolu délit la enregistrer quelqu'un à son insu c'est un délit délit bu mag kenn mu ci dugal moo raw fop li xale yi di def ci couvre-feu barki dem boo njaay sax ñooñu sax làqatuñ waaye ngay wax ak ni di ko enregistré kooku xamoo la mu fay wax surtout maa ñu ni enregistrement ba yow yaa ngi ko amee ci loxo ku ñu naan ab magistrat boobu tamit kooku moom kooku kooram bi ci boobu ñoo waroon a jug sax jublu ci ay mbir. waaye tamit réew mi nag dëgg booy de ngor mayew ko ngor réew mi nag ñii daal boo bëggee dëgg nañ leen bàyyi nii ko ñoom yàllaa leen bindee nii te ñoom tam bëgg nañ na leen yàlla sàkk nit ñi tamit ci boppam tamit daa mel ni lii Macky def dalee na neex nañ leen ruumal ak moom waaw ñu sonn nañu jël say sëriñ embauché leen en tout cas képp koo xam ne kilifa nga de bëgg a tàmmal sa bopp di def ay enregistrement bu soobee yàlla na la wóoral yàlla ni wallahi dencal nañu ne enregistrement billahi non damay wax mu leer parce que am na ñenn ñu am enregistrement ñoo xam ni lu leer laa lay wax ñoo xam ni dañu denc ay enregistrement ci waxtaan yu seq ak yow wala nangam mais ñoo ngi sa boss ameel nañu leen ay enregistrement ak ay nañu def ndànk de tooñ baaxul de ci dëkk bi lañu dëkk nañ bàyyi tooñ dañ feeñal lu rafet sa nëbb lu ñaaw alaaji bañ a détruire mami bañ a détruire Ahmed tax nga naan denc naa enregistrement na la wóor ni jamono ñëwoon na ñu am fu ñu la filmé xaw ma hôtel la xaw ma làqatukaay la xaw ma nangam te xëy na ki ka dencee sax ñi mu koo génn ndax ragal dëgg la
te boo xamee doo yàlla doo yenent mu aw faneen bàyyi leen tooñ da ngay enregistré waat tàmm nga ko lool yow da nga koo tàmm nag yow kële xaw ma Talla Ndiaye nga tudd xaw ma ñëw koo tàmm la waaw xaw ma Abdou Karim ñi nga la tudd xaw ma waaw sama cousin boobu moom laa sañ a tooñ waaye na li wóor ni daal alaaji enregistrement baaxul de enregistrement baaxul parce que ok lu muy ree saa boo amee moom lu muy ree ameel nañu ko de wala nga xam lu ñu xamul ameel nañu ko de dafa am non alaaji ni ko indee daal dafa am ko yoreel de ko yoreel moom ku ni ma nangam sama yoon nekku ci enregistrement bu rëy ku dëkk Thiès ni ma nangam mën ko nangam sama yoon nekku ci waaw waaye nag sama yoon nekku ci loolu day fekk nga maandu film mais bu fekkente ni bii kañu lay wax nga continuer di tooñ rek te tàmm film ak mën a enregistré ñu ko ne hey sa enregistrement mu ngi fii tega nag sa dossier ngi fi waaw wat seesee tooñ baaxul bàyyi leen tooñ toog ak nit ki di waxtaan ak moom moo leen di soxlaam nga koy enregistré jaaduwul kilifa du ko def te boo waatee ni doo tooñ waroo tooñ boo nekkee ci askan waroo tooñ bàyyi leen li ngeen nekkee bàyyi leen li ngeen di def bàyyi leen li ngeen di def non alaaji baax na alaaji bàyyil noonu balaa am na ci kilifa yoo xam ni déedéet kii alaaji dañuy gaañoo seen i nit alaaji dañuy gaañoo seen nit scanner seen wax alaaji kaay scanner xam nga am na système scanner pour mën a spionner sa téléphone waaw alaaji yooyu am na ñu koy def waaw alaaji pour xam nga lan waaw bu ma bëggee yow nga nekk sama dunguru Mamy Samb ma nekk DG damay scanner sa WhatsApp léegi yow man ki may jëw wala ma amee ci moom ci xibaar du jokkoo ak man directement mais yow message yi ngay jot sa WhatsApp man dama koy jotaale en même temps waaw dëgg la léegi su ma bëggee amee ay jëw ma man maa ngam du ñu am problème boobu même damay fexe ba yow Mamy Samb yow mi sama dunguru nga gars yi noonu amet ak mantulaay message yi ngeen yónnantee man dama koy jot dëgg la système boobu yëg naa ko bàyyi leen ngeen def non bàyyi alaaj bàyyi bon yooyu ngeen di def alaaj garaawul Jimmy Seras ñoo ngi lay day mat kilifa d'accord nañ bàyyi yu bon yooyu ñuy def kii depuis Italie maa ngi koy nii d'accord alaaj c'est bon amoon salaire 200 000 mu fay la 500 000 jox la benn watak nga foog ñu yaaree golo gi yow nekkoon dofu du yor téléphone allo Ameth nu mu demee ça va gëj naa la gis allo Mansour allo Bougane nu mu demee ça va ñu tontu la allo noo gisee suñu kër gi nag DG bi temps yi day da nga koy gars yi waaye day doxaan booy bii de moom temps yi waa suba teel ci la nekk moom sama waay soo kat la nangam léegi yow man bu ma waxee loolu Mamy Samb laa ko yónnee nekk Bougane liir na ko alaaj baax na ma xef bàyyi leen seen yooyu. te fekk booba dañ laa kii booba dañ laa kii SPS nañ la. alaaji garaaw jël say données personnelles. nga ne ko nga mel ni. ngeen mel ni mu war a soog jàngal nit ñi enregistrement audio lii. comme guerre baadu. na yàlla dimbali ñu ci ay ci nit ñi yilif tane ñu cim xel tane ñu ci xalaat tane ñu ci yërmande waaye lii. alaaj may ma communiquer alaaji. sama daay sébb bu ñu sànnim ñàngoor. alaaj tey bu ñu commencé ba tey yaay wax. noppi la. Ablaye Diop nee na daa réer le calpe bu ñuul bu def permis ngay dof lu rek xamoon nga ne moo bés bii di nga ko am tey calpe bu ñuul bu def permis alaaj bàyyi jàmm nag doy na. ak carte gab lii dee dina leen ump moom lii mën soo di wax nii li ngeen di dañ kumpa ak dooni gone yëpp tey dana leen ump. mos ngaa gis kumpa vraiment. carte gab noppil UBA diggante Patte d'Oie ak Kër Massar koo gis na nga woote ci 77 411 06 05 Mantoulaye di nga noppi di tey. li ngay ayeb lii dana la rëcc. Mamadou Moutada Seck nee na daa réer la benn enveloppe bu kaki. bu def ay kayitu kër ñaari semaine ngi nii bi mu réeréeg léegi képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 416 19 85 kii moom maar caméraman nee na doom ndeysaan Père Junior la Ablaye Mbaye Père Junior fête 2 ans yàlla guddal fanam waaye waaw happy birthday madame Diop madame Diop. waaw tey la anniversaire am sama happy birthday to you loo dund doyul nag yàlla bàyyi la ak Diop juba. Issa Lo mi sama xarit bi. alaaj nag mu jëngaa na baata. si. waaw mais non da koo jël avant jël ko pendant xam naa nu koy jël après. waaw baax na alaaj même ba ca lava boobu sax baax na. déedéet alaaj dafa teel alaaj s'il te plaît dafa teel.
alaaj dafa teel de alaaj bu leen yàq tës bi waay alaaj baax na. ala kuliyal. mami s'il te plaît waay reetaan gi tey day dafa teel trop. dafa teel dimbali leen ñu rek. xamoon na mooy wàññi stress gi nag. waaye yow dimbali leen yow bàyyi leen alaaji bàyyi leen seen bàyyi du moo leen di reetaan lu mën a bañ ko reetaan. waaw. mbay jow moom kat jël na loo reetaanam daa ji ko ko tey de. non alaaji fa mu génn sànq maa day taal. c'est vrai moo tax alaaji ni mu reetaan gëj na ko reetaane. non. ah non tey alaaji li nga ma reetaan loo c'est trop. léegi alaaji. waaye tësu tey bii tamit alaaji. man de tësu tey bii. alaaji est-ce que bi tës di am ba tey tësu tey bii mës na fee jàll. tës bu ne jaar na fi de. xam ma def ni nga def. duma ko mënu di baat bee sew. sa baay dina koy defee moom. papa def ka alaaji. tësu tey bii. tës bi tësum la moom. alaaji tësu tey bii man mësuma ko man de su ma juumul. xëj na benn tës yi ma fekkewul de. waaw. waaye day. man de bii. Dakar la wala. Ndakaaru gii. waa ji sax est-ce que mu dul dem Bawol. alaaji daal waa ji daal. waaw. dafa jàpp ne daal dafa am ay nit ay mercenaires. ay commando yu ko topp pour jël bakkanam. yaa ngi fàttaliku taximaan bi ñu doon wax naan 2011 moo demoon ba buntu palais songu palais bi di ko mbëkk. waaw nee na sax moo mbëkkul woon palais ba. dafa dem ba buntu palais gaare. parce que fu ne yuuxu na fa. ay nit topp ko alaaji pour jël bakkanam. waaw. te ñi ko topp bëgg a jël bakkanam nag ay ngànnaay dëgg lañu yor. waaw. en tout cas day. tudd na ci armée bi de. ragal a chapeauté lépp daal. chapeauté commencement ba. déedéet su commencement ba. agression ba. acca. waa ki ngeen di wax moom taximan la wala comprendre ma de. coow la kay fa mu commencé moo. Mantulaay ko gën a maîtriser. déedéet. yaa sa bopp. ana gaay. moom da lay dugal de. oui El Hadj. non affaire moo compliqué moo tax maîtriser wu ma ko. allo kooku. oui Abba. waa kooku la Abba. oui El Hadj ziar naa la. ziar naa la bu baax. ziar ñoom ñëpp ñoom Mantulaay ñoom ñëpp. jaajëfatee. Mansour. merci. Mami Samb. ziar nañ la wér waay. Reziar. ziar ñi ak Mami Samb bokkul quoi ziar célibataire bokkul. seetlu naa la ku ñuy ziar da ngay commencé ci sam papa alaaji ñëw ci man ci mami ngay mujjee. c'est normal. léegi luy explication bi. moo fa kiiwul dara. xoolal buñ toppee nii ñetti góor ñi ba pare ñëw ci man jigéen bi. yow la ñuy mujjee à chaque fois. normal na maa mujjee ñëw ci des gi. déedéet du loolu. déedéet du loolu. maa mujjee ñëw ci des. déedéet Aba trafiquel te nga bàyyi ma. déedéet. El Hadj ma dem. waa ca demal. voilà merci laata ngay dugg si des bu doy waar boobu noonu ñëpp a koy xaar voilà yéen ñi nga xam ne nag yéen a ngi déglu Zik FM bëgg tamit circuler nu mu leen neexee ci Dakar nous avons choisi la VDN jaax nañ sànq rek fi nga xam moom mooy sortie Cité Keur Gorgui laata loolu sax ñu ngi ko dooree woon fi nga xam moom mooy boulangerie jaune bàyyi quelques ralentissements yéen ñi bàyyi ko rond point JVC su ngeen excès foofu lay am ngeen choix bi soit ngeen def tout droit hôtel échangeur wala ngeen daggee noonu rek jaaree ko entrée bu Cité Keur Gorgui jëm cour Firé Sacré-Cœur foofu lay am na quelques lenteurs laata ngay dugg si boobu la cité échangeur bu Cité Keur Gorgui de l'autre côté sur la VDN foofu la aussi ci suuf rek moom quelques ralentissements ci kaw c'est dégagé ñu progressé tranquille rek utali fi nga xam moom mooy fële échangeur bu seen rutal laata loolu rek def nañ benn crochet au niveau de l'échangeur Sacré-Cœur 3 là-bas aussi yéen ñu bàyyi ko boulangerie jaune bu ngeen excès foofu la ñu wàccee ci autoroute ci VDN bi dañuy xaarandi ndaxte d'autres véhicules bàyyi ko di côté de Ouakam jaare ko ancienne piste ñooy transité par là tax na ba avec l'aide de la gendarmerie dañuy xaarloo ñenn ñi daal leen bàyyi ñu progressé su ko defee aussi bu fekkee am nga cap rek fi nga xam moom mooy ci rond-point le régal pour ñu bàyyi ko di côté de Ouakam mën nga jël deux fois Mermoz c'est dégagé mën nga progresser tranquille ba ci échangeur bu seen rutal pas trop de complications à ce niveau et l'âge. waaw allo. waaw ok jaajëf. aywa Chimère ñëwal machine. lu ma mënti am
xew-xew am na de xewal ñëw na ndaxte mairie bu Yeumbeul Sud day ak maire am son excellence monsieur Bara Gaye moo daal di jagleel nag askanu bun googe teraanga ju rëy ju rafet lool di centre commercial moderne bi Almatou ñu ne fan la ne xanaa ka ca Medinatul Munawwara ca yoonu mbeddu Faas yéen waa Caaroy Gaar Caaroy Géej Yeumbeul Fass Mbao Diamaguène Sicap Mbao Malika benn baraak waaw commerçant yëpp ñoo leen xool lu rafet lii nga xam ne Bara Gaye ak équipe municipale bi la ci seenu lëkkaloo ak entreprise Mokhtar construction SARL moo leen ko defaral méngoog jamono caméra de surveillance ay toilettes privées réseau yi ñëw leen gaaw ku ci bëgg a am nag lu gën a leer wooteel ci 77 425 34 95 wala 77 155 45 75 wala 77 201 25 24 wala 77 373 26 72 wala 77 926 39 59 wala 77 728 46 68 boo déggee nag ñu naan weddi gis bokku ca mooy monsieur le maire Bara Gaye ak entreprise Mokhtar construction dama ne affaire bi Bara Gaye la. Et si vous terminiez 2020 avec le sourire? En cette fin d'année, avec Western Union, offrez de l'argent à vos proches partout dans le monde à partir de 250 francs de frais de transfert. Partagez de la joie avec ceux qui comptent pour vous. Rendez-vous dans une agence Western Union proche de chez vous. Western Union réalise également un bénéfice lors de la conversion de devises. Plus d'infos en agence. Savez-vous ce que ressent une femme durant son rituel beauté? Ce qui motive ses choix, son attitude. La beauté d'une femme est d'abord naturelle, vive et explosive lorsqu'elle est révélée au grand jour. Mon rituel beauté, c'est le moment où j'entrevois la façon dont je souhaite être perçue. Ma seule satisfaction, c'est de me plaire et par la même occasion d'être appréciée autour de moi. Pour mon rituel beauté, l'élément principal, c'est mon lait de corps. Il hydrate intensément ma peau, révèle l'éclat naturel de mon teint et je reste fraîche comme jamais. Mon lait me garantit souplesse et confort grâce à sa texture onctueuse et non grasse. Mon lait de corps est le soin par excellence pour les peaux noires et métissées. Sa formule est riche en vitamine E et en huile d'amande douce. Il est aussi très efficace sur les hommes et on l'appelle You Perfect. Alaaji man daal xam na la ñuy def test bi test bi daal nañ ko tey dañu ko bàyyi mu sàppute boppam moom test bi waaw nañ non di nga ko sàppute solo ko ma xam ne nag ñu xam yëpp yi nu mu déedéet réew mi di xaar solo ko ma xam ne nag non na test bi sàppute boppam waaw nañ ko teg rek waa ji ci boppam expliquer affaire bi nu muy demee ba nii doo ko sàppate papa dama ko maîtriser wul yaa ci maîtriser kat nee nga doo ci wax kay fi mu nekk nii moom saway Choumer jox ñu waa ji ñu déglu ko dama am sérieux problème bi nag moo di fi may waxee ak yow nii mën naa ne dafa am benn ñu koy waxee sax mercenaire d'abord topp sama ginnaaw pour jël sama bakkan. daa am ñu la bëgg a rey. dafa am ñu ma bëgg a génne àdduna. loolu li ko waral nag daa la ko expliquer xam naa ne jël na temps sax. mais pour tënkal la ko rek. man taximan laa woon. bon kenn ku nekk te dëkk ci réew mi yëg nga ne le 16 mars 2011 am na benn taximan bu demoon bëkk buntu palais comme ni ñu ko waxee woon. waxeen la may du woon bëkk. dama dawal sama taxi ba ci buntu palais présidentiel ma gaare ko fa. maa ngi yoroon benn enveloppe boo xam ne 16 lettres mi ngi ci woon. bi may dem aussi dama ànd ak Walfadjri ñu accompagner ma. li taxoon ma def ko nag it dama dem ba am ay mercenaires ne sama ginnaaw bëgg a jël sama bakkan. parce que li taxoon ñu bëgg ko jël. du woon dara lu dul bëgg nëbb dëgg. nëbb dëgg mooy lan 30 juillet 2005. tase naa ak benn réseau organisé braqueur ci Parcelles Assainies buntu blancherie dédi ki nga xam ne moo leen jiite woon yoroon benn fusée arme de guerre ñu naan ko kooku nag am na staff bu mu àndaloon identifié naa leen mais bi ñuy tasee dafa fekk mu ñëw dugg si koñ bi braqué benn bëtugu pële Fouta ku ñuy wax Abdou Karim Bari bi mu ñëwee def Maarof Diallo di moins dafa ñëw dóor fa bal kooku daw mu récupéré ku jël tuwaalam génn ci biti ñëw bitugu Abdou Karim Bari def même chose dóor bal mu génn mu jël tuwaalam boole xaalis boobu taxaw na ci mbedd mi di turbulé fusée bi nag bal yaa ngi tàkk ñëpp di daw waa boulangerie di xëcc boulangerie bu tëj ko juste nag ci laa accès sama client wàcce ko foofu ma gis ko daal mu comportement boo xam ne xam naa ne moom def katu ñaawteef la parce que mu ngi takkoon kagul ma wàcc taxal ci suuf fermé sama buntu mu déggoo ñëw taxaw sama kanam daal di sox balu fetal ci suuf si daal muy jubal nag fusée bi ma naa ko jox sama xaalis wala mu rey ma ne ko man mag laa yéen da ngay di wut xaalis rek dañu ay mag la dañu wut dépense amul problème daal di génne xaalis bi mu taalal ma tural bi mu yenu pour ma defal ko xaalis bi foofu ma sànni xaalis bi ci suuf téye génn wàllu xaalis bi mu ne ma génne lépp wala ma rey la ma génne des ci xaalis bi mu taalal ma tural bi ma sànni wàll ci suuf
mu ne ma forol de cultural bi la ma rey la ci laa sëgg nag pour xaalis bi ma ramassé xaalis bi nag ba siggi di ko defee cultural bi laa weesaloo ak moom daal di koy ceinturé ko déclenché mais comme fusil bi automatique la bal bi daal ci tëri bi desiwaat ci moom jam ko ba loolu sax ma ko génne àdduna bal bi da koo jam ci put bon bu ñu ubbee boulangerie bi nag benn waaye boobu sant Ba moo daw ñëw ne ma moi je suis militaire dama bëggoon nga jox ma fusil bi ma désarmé ko parce que dafa may bal ma jox ko mu daal di dindi chargeur bi jox ma def sama poche mu doole ma fusil bi mu tikk sama taxi mu ne mu ngi dem police yàgg fa trop bu mu fa jógee ñëw ñu ne ma police nee na ñu amuñu envoyé buñu élément bu ñu envoyé ma ne ko ankay man du ma dem te police ñëwul mu dem quelque temps police ñëw ak gendarmerie pompier ak gendarmerie ak police ak pompier du moins pompier jël ko moom ma yóbbu ko hôpital man ñu jël ma ñu dem police ak ba moomu nga xam ne mooy desat ma fa ak Abdou Karim Bari mi borom bitig bi ñu ñëwee commissaire bi ne waa ji de tey mooy 3e fois mu def lu mel nii ci biir Parcelles Assainies mais nañ koy identifier ñu ko photo yóbbu ko Dantec ñu photo ko yóbbu mu ngi yoroon tenue commando nag wax dëgg yàlla commando militaire moom ba bi muy def braquage bi tenue militaire la kay tenue militaire la commando la kay fichier bi sax fichier M16 la fichier armée la dëgg commissaire bi ne léegi nañ ko photo yóbbu ko hôpital Dantec man ñu mentionné ma dama naa dem bu suba nga xëy ñëw ma dem ñibbi ci suba sama xëy si ñu ne ma waa ji de nijaayam sax moo ñëw police suba teel xamal nu ne mu ngi tudd piste de ji ne 1980 mais base commando bi ne kees fa la doon servir dafa doon jógee bu ñëwee nekk Nord Foire kër nijaayam su guddee mu ànd ak doom nijaay ji di ko def mais boobu mooy 3e fois léegi nag loolu amee ba pare autorité militaire dañu jëloon décision pour récupérer fichier bi ci loxol commissaire ñaa amoon na kata seen diggante mais dañoo mujj joxu leen ko parce que daf ne man damay defar PV bi wante daal jëlee nañu ko fa yóbbu ko Rufisque étouffé dossier bi PV bi lu ñu ci bind kenn ci dee kenn ko témoin ñëpp ko rey falsifié daal procès verbal bi kenn ci dee kenn ko témoin ñëpp ko rey loolu daal lañu loolu lan lay loolu mooy étouffé dossier bi rek parce que PV boo xam ne bii demuñu sur le terrain man mi yàlla dogal ma maîtriser ko dégluwuñu ma ak constat amul kon loolu dafay dellu ci ay formalité dafay dellu ci politique rek ak it classement sensible ci kaw doole mais événement bi comme man gaañu naa ci parce que élément yi nga xam ne ñoom ñoo ànd dog ak bi ma maîtriser ba song ko téye ko ñoo ma jaare ginnaaw dóor ma martu ma daanu martu boobu moo ma jàpp def ma hémorragie maam xam naa leen xam seeni tur mais de toute façon comme constat amul dañoo étouffé dossier bi te état la kooku mënuloo ci dara li ma man nag bi ma demee bi ñu ma joxee numéro PV bi ma demee tribunal procureur gisee dafa ma ne dañ koy classe sensible ci laa bind nag procureur de la république bind procureur général médiature CMGA de l'armée tontu na ma CMGA de la gendarmerie jox na ma audience bind naa sax président Abdoulaye Wade mi fi nekkoon ñeenti lettre am naa ñaari réponse bind naa tous les membres de l'état loolu nag insisté boo ma doon insisté ci dossier bi tax mu am ay mercenaires yu topp sama gannaaw bëgg ma génne àdduna jàpp ma ci ay points yu bari ma rëcc ci kàttanu yàlla. ok ñoom dañ lay topp fooy dem ñu lay topp bu ñu gisee ne yow yaa nekk ñu bëgg la néewal doole bëgg la rey. attaque bi mu njëkk a def dama liggéey ba wàcc Pikine gi ma dëkk comme sama dossier bi sama numéro kër ngi ci xam nañu kër gi ci angle bi ñu taxaw di ma xaar yor benn 504 bu weex bi ma ñëwee ba taxaw ci angle bi doon clignoté pour dugg sama kër gis ñu taxaw noonu ñu mel dañu changé position parce que maa ngi la doon bàyyi xel ma jàddatuma ma far continuer bi ma continuer ñoom ñu songo oto bi seen oto ma daal di jéggiru dañaay jël continuer tout droit rek tali boobu ñu naa Gounass ñun tamit taal seen oto topp ci man ñu daw ma sédd leen distance daw xel yu métti soo jëlee Gounass ba àgg fi ñuy wax lycée Limamoulaye ca kaw bala ngay génn am na double virage bu gàtt foofu laa yéeg ñu topp may daw xel yu métti ba ma demee ba jeexal au lieu ma continuer damaa taxaw ci kaw tali bi demi tour tasewaat ak ñoom ci double virage bi may wàcc ñu yéeg bàyyi ñu ma xel pour ñoom continuer naa mais bi ñuy weesu la maa ngi gis ki ci kanam mi ngi toog uf benn fetal ma teg sama bët bi ma wàccee complètement damaa serré droite fay oto bi foofu wàcc dem toog ca gardien ba fay wàndoomu oto bi loolu guddi la woon guddi dégg nga loolu mooy première attaque deuxième attaque bi dama fanaan sama kër bay xëy juste rek yàlla miy dimbali ma gis benn waay mu ñëw comme dof yor ay kawas yu bokkul taxaw ci buntu kër gi taxaw ne jàkk di xool numéro kër gi sama buntu kër ma xool ko xam ne kii doful ma romb ko dem mu avancé ma dem taxaw ci bitig ba mu ñëw taxaw ci benn maire bu doon jaay foofu taabal mel ni koy maaj ba yàgg mu continuer ma topp ci ginnaawam moom tam may ko distance ba mu dugg ci école bi ma taxaw ci buntu école bi toog beneen côté bi ba yàgg mu génn sol beneen tëni yor benn mbuus jëm ci gare car rapide yi ma xam ne ñii kon maa ngi tax a jóg ci laa nag ne kat su ma deful doucement ñi dañu ma sacrifier ndax ñoom dossier bi bëgguñu ko tudd bëgguñu ko laal ndax comme dossier armée la te armée dafa sensible te dañuy protéger te solution amul te man bëgg nañu ma bàyyi dossier bi te bàyyiwuma ko parce que wéruma te bëgg naa ñu teg ko ci yoon tax ñu ne kon nañ ko génn àdduna mu gaaw. yow da nga jàpp ne armée bi ñoom ñoo nekk ci ginnaaw loolu. mën na nekk armée bi mën na bañ a nekk armée bi waaye ak lu mënta xew rek pouvoir judiciaire daal bu dul pouvoir d'achat wala pouvoir judiciaire parce que état la dégg nga mais armée moom loolu yëpp état la mais su loolu yëpp amee nag te ñu bëgg ma sacrifier tax solution amul ci laa jóg dem Walfadjri waxtaan ak ñoom ñu accompagner ma taal sama oto le 16 mars 2011 dawal sama oto ba ci buntu palais ba ma gaare ko fa bi may dem maa ngi yor fukki lettre ak juróom-benn. loolu ak menaces yi ban moo jiitu. loolu menaces yee ko jiitu. menaces yi waral ma def loolu. waaw menaces yi ñoo waral moom nga dem ci buntu palais pour rien que pour président de la république gis dégg li ñu lay def. président de la république ak réew mi
mi yëpp xam ne carrément ñu ngi may bëgg a sacrifier parce que événement bi mu amee bi ma maîtriser waa ji ba nangu fiise bi ba jébbal ko état police de renseignement bi dañ ma woo ne ma dinañ la faj dañ la décorer ñu mujj lépp ñu étouffé dossier bi nëppal ko topp ma nag bëgg ma bàyyi dossier bi te mënu ma koon bàyyi parce que wéru ma te yow yaa faj sa bopp maa faj sama bopp ba fi may waxee yow nii wéru ma dégg nga te mënatuma man dem suñ ci boolee bëgg ma sacrifier te solution amul te justice lañu wax te justice amul xëy na wala bu amee mënewuñu ko mën naa def kalaatment pour mën a mucc ndax borom njaboot laa te ci réew mi laa dëkk su du ma toog ñu sacrifier ma ñaari yoon dama ñëwee nag buntu palais bi taxaw génne sama enveloppe ci la garde rouge yi xam ne man damay révolte dégg nga waaye Walf mi ngi sama gannaaw di ko médiatiser monde yëpp a ngi koy seetaan ci la ñu ma jël yóbbu ma nag commissaire central ak enveloppe bi ñu xoolee aussi xam nañ ne footu état la ñu ngi doon soow nag naan alors que baa ji dafa mbëkk palais mbëkk palais koy xanaa dof mooy dem di mbëkk palais bi ñu ma téyee central aussi bu yóbbu ma prison civile 9 jours yama 5 jours ñu ne dafa dof ba war ma libéré droit de l'homme moo taxaw ne non lii dossier bi ku ko xool xam ne ki ko traité du dof kon nañu ko teg ci yoon kenn du ko libéré par dafa dof dañ koy àtte ñu doole ma prison civile 3 jours après ñu doole ma yóbbu boobu amoon nga avocat am naa ñaari avocat parce que maa ngi woon ak avocat droit de l'homme muy Assane Dioma Ndiaye maa ngi woon aussi ak Abdou Dialy Kane ñu sama ginnaaw waaw léegi bi ñu ñëwee nag bi ñu ma delawaatee prison civile 3 jours après sama avocat taxaw ne foog ñu àtte ko ci la ñu ma àtte ak juróom-benn weer sorsi daal di may àtte ma génn waaye bi ma génnee nag yemuñu ci commissaire central daf ma woo ne ma sama kilifa directeur de la sécurité nationale moo ma jox ndigal ne ma naa la yóbbu orienté la hôpital Fann pour ñu xoolal sa santé comme da ngaa wér ma dem ndekete ñoom li ñu décidé mooy dafa ma lavage de cerveau ma doxee fa sama xel na xarit ma bañatee xam dara ci dossier bi mais bi ma demee kilifa gi ñu ma yebal mu seen ku maandu daf ne ma man sama spécialité jëmul ci affaire cerveau wéru yaram la jëm danaa dafa daal ordonnance yu baax waaye dinaa la orienté ci ku ñu mu xool qu'est-ce que passe léegi bi lay ordonnance boo leen ma consulté na moom te mais intéressé wul carrément comme ni ñu ko santé mais man xamaguma ci dara mais defal na ma ordonnance waaye ordonnance bi ma defal du yoon nit di ko laal parce que def na ci man effet mais xam naa ne yàlla suturaal na ma ba ñu ko bëggoon à 100% dañ la bindal ay garab yoo xamante ne daf lay dofloo lavage de cerveau parce que comme état dina waa ji mbëkk palais bi dafa dof te loolu amu ci xam nga dof moom dafa dof dëgg la pour la forme sur le plan papier dafa dof mais naturellement sur le plan mental dof moom ku ma xam ne man sori naa dof parce que feeñu ci sama benn acte musuma ko def yàlla dimbali na ma ba sax su ma nekkul woon nit ku yàlla dimbali ba tey fàtte nañ ma parce que jaar nañ ma foo xam ne ku ñu fa jaarale sax boo yombee dof sax mën nga dof dofloo nañ ma mais dof moom defuma ko ñoom daal état daal maa ngi demander le président de la république moom mi nga xam ne mooy le gardien de la constitution moom la yàlla tànn te ko ci kanam askan wi mu interpeller le directeur de la sécurité nationale pour que mercenaires yi sama ginnaaw bëgg ma sacrifier génne ma àdduna ñu dellu ginnaaw ci pexe moomu parce que liggéeyal naa sama askan loo xam ne méngoowul ak nañ ma rey ma génne àdduna rek nañ ko saafara loolu déedéet méngoowul parce que njaboot la te sonn naa te wéradi naa te affaire bi yàgg na trop te solution amul. Alaaji. waaye pareegul de des na de ah. des na kay war naa des na. des na. parce que ba nii décembre bi mu ngi jot ay appel ak yooyu. mais ñu koy ba décembre bii nii. waaw parce que li ma la expliqué ni 2005 la. mais ñu koy topp. 2005 la. mais ba tey nii non kii ba 2005 la commencé problème ba 2005 la commencé. 2011 la dem palais. mais ba décembre bii nii am nay xupp yu bees yu mu jotaat. ñu naan ko malaaka yaa ngi lay wër. parce que dafa activé waat dossier bi ci décembre bii nii dafa bindaat président Macky Sall ne da ko bind 10 jours après ci la jotaat yeneen menaces yu bees. waaw loolu tamit nag waaw loolu tam mooy lam. dëgg la ni lii nag mosuma koo dégg. moom nee na bu noppee bind ñu bàyyi ko mais bu tàmbaliwaatee bind lettre yi di fàttali histoire bi rek coow bi commencé waat. kon xanaa bii moom di gën a ñàng de bii moom bindul daa ñëw wax. bii moom daa ñëw wax loolu nag mooy wax ji. waaye lii nag tamit li doy na waar de. wax ji nag gëm naa ne mën na ko sauver ndax bu ñëpp déggee ne wax na moom xanaa kenn du ko jege. kii di wax nii moom ñaata at la am mantu mag la. mag la. te ñoo teg ko Alaaji mu continuer wala. ay ci kay. waaw ok léegi solution amul léegi lan nga fas yéene def. léegi li may def mooy maa ngi lay wax ba tey ne la sama permis de conduire depuis 16 mars ba tey mi ngi commissariat central ñu téye ko fa. fichier MCS bi ma jëlee woon ci armée bi aussi ci maa jëkkati aussi tam nekkoon Parcelles Assainies 30 juillet ba 16 mars boobu kalaatmaa boobu moo tax. arnaqueur bi fichier pistolet bi mu yoroon. bi commando militaire bi yore woon. 30 juillet 2005 laa ko récupéré ci moom jébal ko commissaire ñu confisqué ko foofu parce que autorité militaire yi bëggoon ko jël mënuñ ci jot. mu nekk Parcelles Assainies ba 16 mars 2011 bi ma demee palais ba kalaatmaa boobu moo tax ñu dem jëli fichier bi commissariat Parcelles Assainies jébal ko commissaire central ba tey 16 mars 2011 boobu fichier baa ngi central sama permis de conduire mi ngi central te wéruma ma ñibbi ca kaw ga yor sama njaboot
nekk citoyen dëkk ci réew mi ñu tuumaal ma teg ma fitna ju toll noonu yàq sama moral kon tey suñu demee ba toll fii man daal li may demander le président mooy mu jaar sama diggante ak force judiciaire bi nga xam ne tey seen gis-gis du dara lu génn Jibril bi tey àdduna. yow yaa ngi koy wax nga ne ma sa permis ba léegi jotoo ko lan moo tax. waaw parce que mi ngi ñu téye commissariat central. dem nga demander permis bi. même permis bi sax bu ma ko demandé amul lu ma njëriñ parce que dama la wax ne martu bi ma dóor ci biir événement bi ba fii may waxee ak yow nii moo ma jàpp liggéey moom mënatuma ko moom. yow lan nga yëg sa yaram fu mu nekk nii. maanaam fi ma martu bi dal sama gannaaw moo jàpp sama cerveau bi jàpp sama même guddi bi ma tëddee du ma nelaw. sa épaule yi. waaw sama épaule yi sama yaram bi yëpp dafa ma noyé daal la bëgg a wax parce que événement boobu suñu borom moo ma dimbali mais sama bakkan keroog foofu la waroon a des mais nag jaar bu mel noonu sawara bu mel noonu di tàkk yàlla dogal mu fay ci sama loxo suñu wëlbatikoo nag léegi éléments yi mu ànd leen ñu favoriser leen kenn ci ñoom ñu recruter ko à la gendarmerie nationale ba attention muy sañ boobu ki sant ba aussi yoon doon expérience am doon accompagner gang gi ma yëpp ma am ci épreuve ñu étouffé ko parce que da nga jàpp ne waa ji sant ba ñetti événement wala ñaar yoo xamante ne nii arnaqueur bi mu ngi koy def moom da koy fekkee moom moo yoon doon express bi leen doon accompagner booy bi su pare woon ci Abdou Karim Bari ba nga xam ne bi mu ci génnee ci la ñu tasema ak moom ci boulangerie Dédé bi la jëm parce que lépp ci buntu boulangerie bi te bi ñuy tëj boulangerie Dédé bi Cheikh Ba moom mi ngi ci biir mi ngi ñu tëjaale ci biir te mi ngi gaari doon expérience am ci buntu bi te premier boutique bi ci biir koñ bi ak këram ñoo jàkkaarloo te bala moo dal ci Karim Bari Amarof Diallo mi mu njëkk a attaqué ci biir koñ bi këram ak kër Ba moom ñoo jàkkaarloo te moom ba léegi dara fekk ko ci dégg nga booy bi sant sañ aussi ñu recruté ko à la gendarmerie nationale parce que am na responsable politique bu ko jàppale te ci gàngi la bokk waaye lu ci mën a xew enquête amul constat amul Jibril bi tey daal moom mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu maîtriser waa ji ba jël arme boobu jébbal ko état tey ñu ngi koy teg fitna di ko nasaxal di ko nattu di ko gëlëmal di ko fitnaal waaye sama bañ gi may bañ te yàlla rek tax te taxaw gu ma taxaw ci dëgg moo tax du ma démissionné mukk ci di seq ay jéego pour que dossier boobu ñu teg ko ci aw yoon parce que yàlla rek moo bind jaam seen pexee antoon ba tey génn naa àdduna waaye roog doomu aadama yàlla moo ko yor mercenaires yi topp sama ginnaaw nag pour su ma yéenee génn àdduna ay nit lañu ko man rek bu seen pexee antoo dina am waaye maa ngi leen di xamal ne dama am njaboot te tooguma damay dem ak ñëw te ay xale lañu te menaces yi am na ci ku ma woo dama laaj turu sama taaw bu jigéen d'abord mën nañu fa ñëw fekk ñu ma fa ñu jàpp sama doom bala sama jabar sacrifier leen dégg nga te quoi que le premier mai ba bàyyi ñu ba tamponné sama buntu néeg dugg sama néeg fekkuma fa ma fekkan mën naa jël sama bakkan dafa am koo xamante ne daf la topp barke rasulullahi laa la wax mercenaire yaa ngi sama ginnaaw génne ma àdduna dong ma seen principe non expliquer ma maanaam moom naka la def ba fekk la du Dakar parce que no boobu ñibbi naa Bawol xam nga man ñibbi naa Bawol depuis 2011 bi événement palais bi pare ba ñu téye ma 9 jours pression civile ba libéré ma ba damaa daal di ñibbi parce que sama permis mu ngi ñu téye ma ñibbi Bawol parce que taxi laa doon def di ko dundee ak sama njaboot téye nañu sama permis léegi moom dafa topp ba Bawol dafa ma topp ba Bawol ga ma dëkk ba bërki dem semaine bii rek ñaari non expliquer ma histoire bi moom bi mu ñëwee Bawol naka la def ak réagir moom bi mu ñëwee Bawol bisu mercredi la di 1er mai 2019 bii dama faa gonte ñëw Ndakaaru moom mu ñëw fu ca guddi bi mu ñëwee sama néeg ba may fanaan da koo tamponné parce que néegu sëngal la dugg waaye fekkuma fa parce que dama faa gonte waaye bi mu génnee lumière yi mu yor leer gi mu leer ak bur yi bi mu football biron yi ci ëtt beeg yooyu def bur yi waa kër gi ñu bari dañoo yeewu sama yaay ji ma jur dafa jóg toog lalam sama benn jarbaat jóge Touba Mbacke toog waaye ñu jigéen la ñu moom ñoo yëngutu lumière dafa tàppi ci néeg bi dégg nga mu football foofu ba doyal dem bi ma ñëwee leen ma ko wax ci laa xamee ne exactement looloo xew waaye nag leer lu ma leen parce que bëgguma ñu tiit waaye biir na ma ne man waat naa ci sama bakkan ne waajoo yi su ma fa fekkan kooku mercenaire bu ñu yónni la parce que le 5 avril laa yónni président Macky Sall lettre bi avril mai 1er mai maanaam 25 jours mu ñëw te avant loolu première lettre bi ma njëkk a yónnee président Macky Sall ci 2014 bi ma ko yónnee dafa ma orienté ci Souleymane Ndiaye woo ma déglu ma bi ma paree mu orienté ma ne ma demal ñibbi ma ñibbi quelque temps benn agence judiciaire de l'État woo ma dem jox ma secours 200 000 dégg nga loolu 2014 la woon kon su toogee ba 2019 ma relaté waat lettre boobu pendant 25 jours lii am kon lettre bi ma relaté waat pour mu dellu ci président yegg na ba tey yaa ngi koy wax si menaces yi nga ne am na ku la oo le 12e mois 2020 à 21h30 voilà le 18 kooku daf ma woo ne ma kii Pambay ma ne ko kuy Pambay mu ne ma yaay Pambay ma ne ko non duma Pambay mu ne d'accord bon doo Pambay ma ne ko non duma Pambay mu ne ma ana Bamba ma ne ko sa waay ñi ngay woo fexeel xam leen man daal du man du ma ñi ngay woo mu ne ah bon ma ne ko non ñi ngay woo xaw ma leen xamuñu ma mu ne waaw xaw ma la waaye na nga xam ne malaaka yi xam nañ la te ñu ngi lay wër daal di coupé dégg nga xam nga loolu menace la donc beneen bi. le 28 11e mois 2020. le 28 11e mois 2020 bi ci la ñu ma waxee wax boobu noonu mooy njëkk bi. beneen bi waaw mooy bi bu mujj bi. le 18 bi. ci la ñu ma waxee wax bi ma la wax nii. beneen numéro bi ci suuf. waaw bii ci la ma waxee ne ma yow damaa am sa numéro mu yàgg sama portable te aw ma sa tur noo tudd ma ne ko nu ma tudd mu ne waaw ma ne ko yow noo tudd yow mu wax ma tur bii ban tur ñu bind fii. non garaawul waaw léegi ne ma diw laa tudd.
léegi dama bëggoon nga wax ma sa tur parce que numéro bi mu ngi sama portable yàgg na ci mais xaw ma sa tur ma ne ko en tout cas daal yow noo tudd mu wax ma turam bii ma ne ko léegi foo dëkk mu wax ma Bignona la xaw ma seen sépa gis naa ko ma ne ko yow sëñ bi man tudd ma noonu léegi da ngay fexe xoolaat ngay woo parce que man daal tudd ma woowu tur ma ne ma waaw d'accord damaa yaakaar da maa jaawale ma ne waaw d'accord ma toog même pas 8 minutes mu waat ma ne ma n'est-ce pas yaa ma numéro téléphone bi ma ne ko waaw mu ne ma mu daal di xaqataay daal di coupé kooku foofu laa jaar ak moom léegi yow da ngaa jàpp ne ñoom dañ lay topp ba di coupé sa li ñu ma menacé man su fekkoon menace bu ma menacé ma bind ko carnet laa lay indil fii mosuñoo noppi ak di ma woo di ma xoxatal à cause de dossier bi léegi nag sa kàddu gu mujj la sama kàddu gu mujj daal mooy li ma waxoon léegi rek maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi ñaan nag ki yàlla tànn ko ci kanam réew mi nga xam ne ñëpp moom la ñuy déglu décision bi bu fekkee dafa jóge ci directeur de la sécurité nationale te jàpp naa ne ci la jóge parce que moom orientation bi ma commissaire central def par hôpital Fann boole maag monsieur ba ne maandu te googu boole maag ma defal ma ordonnance bi nga xam ne touché na ma loolu yëpp système la woon pour ñu noyer ma te commissaire central dafa ma wax carrément ne ma sama kilifa moo ma jox ndigal loolu kon jàpp naa ne beneen danger bu am beneen menace bu am su ma mercenaire toppee war ma génne àdduna pexe mu mënta am damay jàpp ne directeur de la sécurité nationale la dëgg la nag ka fa nekkan jamono yooyu ak ki fi ne du benn waaye état moom continuité la kon nag maa ngi ñaan le président numéro téléphone yaa ngi nii leer nañ ñi ma téléphoné ci réew mi la ñu dëkk ay mercenaires lañu dañu leen a yónni man Jibril bi tey ci réew mi laa dëkk dégg nga sama doole laay daan 2011 ba léegi maa ngi toog liggéey ma sama permis ngi ñu confisqué central te dara wala ko nag lu dul fichier MCS bi nga xam ne nangoo naa ko ci réseau organisé braqueur dans l'armée bii ma toj nangoo ko jëbal ko état dégg nga dañ ma wax ne dañu la faj dañu la décorer lépp ci ay naxee mbaay la mujj wóolati ko bëgg maa génne àdduna ma jaar sama war a jaar kilifa yi ma bind yëpp kenn tontu wu ma dem wal faj ñu accompagné ma dem gaari sama ci buntu palais ba annoncé wu ñëpp dégg nañu ko monde entier seetaan nañu ko loolu doyut dugal nañu ma prison léegi dama ne damaa dof gisee maa ko dof bokku maa ko dof nit njaay laa maa ngi nii li seeni pexe dara an toogu ci nag waaye maa ngi ñaan le président de la République mu jël décision bi mu war a jël jaar sama diggante ak noonu parce que def citoyen laa da sonn naa te dama amee njaboot yaa ngi alerté daal lépp lu la dal ëllëg ñu xam lépp lu ma dal nag numéro yi ma woo moom maa ngi leen di alerté di ko yëgal nag ndax ak lu ma taxew rek Macky Sall mooy pouvoir exécutif lu mu bëgg a leeral dina ko leeral te bi ma ko bindee mu boole ma ak Souleymane Ndiaye moom bi ma woo déglu ma dafa orienté ci benn agence judiciaire de l'État 200 000 lañu ma jox dégg nga par banque CBAO loolu sax nekkul lu xel nangu waaye lu mën a xew daal noonu la demee voilà merci. D'accord, merci beaucoup père. waa déet wax gi sax mooy dañ maa tëj kaso te jàpp ne daa dof waaye alaaji ku sa xel sutante moom nees lay tëju kaso wala non man damaa foog ne yëf yi daa eggul ci kilifa yi. damaa choqué. est-ce que nekkul benn groupe rek. yal na la yàlla sàmm. groupe benn groupe rek. bu bëgg régler seen compte ak moom. le fait mu nangu benn ngànnaay. kooku dañ ko woon décorer. léegi nag bu fekkee décorer wuñu ko bëgg koo sàkkal pexe. Sénégal de. je pense que groupe bu njëkk ba. Sénégal dañoo gaaw ci waa ji daa wéré dit. dañ cee gaaw de waaye kii de soriyantu na ak moom de. preuve yi de xam naa ne bari na. en tout cas li muy wax dafa leer sax dafa tegu. li muy wax dafa tegu. amul joxe na ay lii ak ay date de alaaji de. ak ay tur xoolal turu médecin yi ko xool fan sax sama papa ngi nii yëpp maa ko dagg. waaw man tulaay ko dagg de. tur yëpp docteur yi ko doon xool alaaji. xaaju te dof. enquêteurs yi benn par benn la wax seen tur. lu ni mel mës ngeen koo dégg ci même réew. dafa de. wax dëgg yàlla man de musuma dama koo choqué dégg. je suis choqué. man de musuma koo dégg lii. eh ben dis donc. ku leen lii Sénégal la am comme film de. ku ne lii Sénégal la am. comme film. déet film kat dana am suivi sax am arrestation nag. comme film. bandi ñu mujjee leen a tëj baa ñu faatu mais lii kenn mësu koo gis di. dégguñu la ñu ne ñaandoon ak gang ba dañ leen dugal léegi. dañ leen dugal ban. dañ leen recruter déggu mu wax tur yi. waa ji dafa wax boutique yi ñu song wax date bi wax dédi bii ku ne xam nga ko. dédi bii nekkoon rond point 26. mu ngi fa ba tey sax d'ailleurs ah. ku ne xam nga ko. et puis ñi nga xam ne fekkee woon nañu fee bi sax wala ñoom ñoo nekkoon victime mu cambriolage yooyu sax à la limite. wax na seeni tur. ñooñu ils sont témoins de tout. ndax ci ñoom lañu dal. moom sa malchance mooy mu tombé ci feu de l'action bi ci waxtu woowee. ça en fait moom la doon tirer far mu dal ci trottoir bi dugg ci pout bi.
lii dañu waroon ñaan te jóg rek. dañu waroon ñaan te jóg de. lii kay mooy wax bu am introduction te amul conclusion kenn xamul lii lan la. ñaan te jóg. nante jug noonu rek bañ koo lijjanti dañ koy lijjanti de. Mbaye Bam si ne lii du tës tas la. lenn de naa la ko xamal. yuuxu la de. en tout cas yuuxu la daal. di ko ñëw ba tës nag wax dëgg yàlla kenn mënta am lay ci àdduna bi ne yow yuuxu woo wala kenn déggu la. waaw yuuxu na de. yuuxu na nag de. yuuxu bi tegu naan teguwul daal yuuxu na dëgg yàlla lii nag moom nees mënuñu koo dégg sax nag. ku ne di toog di tëdd tranquille di nelaw. directeur de la sûreté nationale ak ñëpp la tudd. dafa tudd. moom dafa laaj enquête bu sérieuse. dina waar de. en tout cas. man de ma dox ca fajar laa leen ne man tës bi daf maa dépassé ngeen naan ma ay chapoté ko. interpellé na képp kuy kilifa de. fii de nee na ma ba ngeen dalee tës ba léegi nii nag yéen a ngi doog a jommi. man de maa ngi doog a jommi man. bii moom dafa këng moom. man de maa ngi doog a jommi man. wax naa leen lu leer ca fajar laa leen wax sama bopp ca fajar laa leen wax sama bopp ca fajar laa leen ko wax ne leen waajal leen seen bopp. au fond de moi man jàpp naa ni kii dara jotu ko au fond de moi. non man mi tam ma déglu nit ñuy wax. non dara jotu ko kii xam naa ne dara jotu ko. dafa maîtriser lépp maîtriser date yi. ak a soriantoo ak ko dof sax kii. xam na li muy wax de. bu baax. xam na li muy wax de. bu baax Alaaji déggoo ma de. c'est-à-dire dafa amul benn fait ci histoire bi bu mu ko dalee raconté 2005 ba mu ko dalee ba 2020 à nos jours loo xamante ne am na lu mu ci fàtte moom. il se souvient de tout. à chaque moment ci ban période la ak kan la ko séqal ba répertorier ay numéro téléphone. kii nag wax dëgg yàlla li muy wax bu fekkee teguwul ci dëgg sax nag neex naa lijjanti. man de damaa waaru ci yàlla. choqué. je suis choqué. ndey bu dee da ngeen a choqué day man de dossier bi moom vraiment. xaw a dépassé ndax man dama di gone. mais dama di gone mbir mi daf maa dépassé. xëy na Alaaji Mansour xam ci dara. dëgg yàlla bëgg naa. de àll gi mu àndaloon yëpp sax dafa muñ dañ ko sotti. xëy na grand Mansour xam ci dara. waaw Diome def ni Alaaji la li jëm ci nu dossier bi nag. dossier gi xaw na ma ëpp loxo de. dossier bi ñi déglu ñëpp a joom mi. oui waaw Alaaji. c'est que dossier booy. là vous avez raison dara jotu ko de. non dossier bi moo laal état. waaw dossier ba pare le dossier parle de la sécurité publique. waaw. xam nga mbirum sécurité moom. sécurité wum askan. waa ji commando bi nekkoon ci armée bi doon def agression bi wax na turam turu yaayam turu papam date de naissance ak fa mu juddoo. ak fan la doon servir moment ba mu doon def agression bi. c'est que man sax ni mu def ba mucc ba fii moo ma jaaxal. Alaaji bakken nekkul ci loxo nit. waaw loolu la tamit de. bakken nekkul ci loxo nit. loolu la tamit de. kii de nee na ma lii moom moo raw cas communautaire. lii kay moo ko raw. kenn xamul kii fan la dëggee liyam. te xoolal hasard rek moo ko ci dugal de. lii dee raw mbas. doon yóbbu kenn boulangerie di fekkee lii lépp. 15 ans de course. booy Chérif mi dëkk Fadja nee na ma 15 ans. waaw 2005 ba 2020. léeg-léeg. Yacine Diouf. Zeel bee wax. tës. waa dossier bii moom fan lañ ko war a mën a classé waaye. dëkk bi am nañu nekk seen loxo. comme teg nañu ko jooy si nañu ko. Alaaji ban loxo. ci bàyyi ak ñoom. ndee dañoo war a ñaantu jug naa. amoo ci pexe de amoo pexe bu la amoo ci benn pexe bu la ba ak ñoom di. déedéet Alaaji. lu ci pexe mi. lu tax moom mu ñëw tës.
baax na luy pexe mi. maam ji bi Pati Sende nee na xam ngeen pexe mi aja. maam ji bi nee na waa ji doful mais dafa war a bàyyi lépp mu sedd sinon gars yi dinañ ko rey léegi. waaw yow léegi loolu lañ koy reyee nag bu bàyyee mu sedd. boobu lañ koy reyee baax na ku ay nit topp war laa rey doo yëglu. wala alaaji. doo yëglu. parce que yow say mbokk kii kilifa ñu jóg. moom yu mujj yi moo tax mu yëglu ñëw tas. jibi bi tey mii de yàlla na ko yàlla sàmm si parce que dafa réactivé waat dossier bi. ba mu déposé waatee présidence quelques jours après la appel yi commencé. waaw dafa moom xam ne ñu ngi commencé waat moo tax mu ñëw tas. mais lan mooy motif ñu nangu permis. bi ñu ko jàppee. ba mu demee palais ba. jour bi ñu ko jàppee taxi ba buntu palais muy déposé dossier. jour lañu téye permis ba tey nii 2011 ba tey. waaw non Mantoulaye daal loolu moom bu ko fi wax nañ leen ñaante dem. damaa jaaxle ka. déet jaaxle lan bañ a toog. kii di yëglu. baax na. kii day yëglu kii day wax ne dañ koo bëgg a rey alaaji solution la bëgg. man de kii amu ci solution. kenn du ko solution bi moom man de dinaa woo Birahim Seck. war nga woo Birahim Seck ci mënee dara. ak droit de l'homme yi défendre dossier tudd na ay droit de l'homme yi défendre dossier ba tribunal bañ ko jàppee. ñoom maître Assane Dioma Ndiaye la wax. ak maître Abdou Diallo. waaw. bàyyi waaw lu tax ñëpp naan mën nañ leen bàyyi mu sedd lu tax ñuy bàyyi mu sedd. bàyyi mu sedd moom mënta ne. man day dëgg fa yàlla fi mu nekk nii. ay onk rek nga ci mën a jëlee de. dañ doon teg tës rek tës a ngi nii léegi. Maodo Alizé de nee na ma mbete chasse à l'homme. dafa yàgg sax di. lii comme film Jean-Claude Van Damme ba. lii. film shooter. Assou Dabo sans fierté damaa yéemu. man ba léegi vraiment dama foog ni waa ji dañ koy xupp rek pour yenn éviter ay pour mu bàyyi mu sedd quoi. bañ topp dossier bi rek comme ni nga koy topp. voilà loolu la quoi mais bu dee intention pour rey ko. ci façon maa tey kon mën na gën a waxatuñu ko quoi. kon liy métti na liy tàng na liy sedd. mais alaaji est-ce que mën nañ koo rey tamit. non yomb na. déedéet yow yaa fi wax léegi nii ne bakkan gaañ ci loxol borom bi la ne de. waaw mais yàlla moom mooy jël ci pouvoir yooyu jox nit pour mu sàkkal nit pexe. waaw xam nga kii fexeel nit ki. waa ji di début à la fin dañ ko tooñ. nee na ma ndàngal ma la dëkk moom sama bàyyi maase. baax na début à la fin dañ ko tooñ. waa ji il est averti. jàmbaar moom moo tax rey ko tamit du yomb de. moom laa lay wax noonu. mais nag est-ce que buñ ko bëggoon a rey dëgg dina. waaw non du mënul mucc. 15 ans. mënul mucc. ñaata lañ fi bëgg a rey ñuy mucc. 15 ans non bul jàpp ni 15 ans bi yëpp lañ ko topp ñu ko 15 ans bi de. oui mais je veux dire dossier bu commencé. à chaque fois bu réactiver dossier bi dañ koy topp. dem ba 2011 nga def benn break 2014 nga reprendre ko ba 2020. boobu ba tey man dama jàpp ne xëy na bu ñu la bëggoon rey nañu ko yàlla. 2014 bi topp ko ba 2020 moom par exemple benn année bi lay introduire ñu topp ko après day arrêté baat. oui mais à chaque fois que menace yi bu demee après ils agissent pas en fait dañ koy xuppal tiital ko bàyyi. reyuñu ko de man kat damaa waaru yaakaar ni xanaa ku la bëgg a rey dëgg nag te taxaw ci xanaa doo mucc nag. yóbbu leen bés bi pale. mu ni. bés bi tey mën naa dem fu ne. mais bon mu ngi noonu de. man day jaaxle naa alaaji. yàlla na yàlla taxaw. jibi bi tey loolu la tudd no. yàlla mi la sàmm ba fii yàlla na wéy di la sàmm rek. en tout cas moom tooñ nañu ko ñu ngi koy xub. mais moom personnellement war na am conseil. waa ji. moom personnellement war na am conseil xam nga dund dafa am lu ñu koy gérer. day laaj benn moment ngay dem ci wetu ku lay wax arrête. bul aw yoon bi awel yoon bi. bul defee nii defeel nii. ñoo am xalaat de. nga bañ a jël décision yi. parce que dossier bi
dafa lourd. pour moom. pour moom. baax na. waaw dafa lourd pour moom. loolu laa gëm de. fekk nga ñuy def agression. rey ñu la yow déjà da nga war a daw. donc rey ñu la nga def ci sa nangam ba fusil jóg am kenn ku ci dee. d'accord mënoon nga ci dee ñu bàyyi mu sedd. affaire bi continuer yow ngay topp. ils t'ont fait croire que tu es un héros. dañ la war a décorer. defuñu ko. dundal sa defuñu ko parce que doo héros. mais parce que mënoon nañu la boom jour moo tax ma ne waa ji dafa am conseil. na dundam mu def ndànk. gis nga bàyyi mu sedd boobu ñuy wax xëy na mën nañ ba ñu utiliser moo bàyyi mu sedd. mais war na am ko koy defal quand même. te moom sax c'est quelqu'un qui a quand même un mental fort pour lu mu traverser yëpp mu continuer nekk nii. c'est-à-dire même buñ la joxul garabu dof. yéen ñi quand même dafa di la ko harceler mentalement. mental bi foorul de. déet parce que dafa jàppee dafa am benn tooñ buñ ko tooñ boo xam ne force dafa war a leer par force dafa war a leer. mental bi foorul de. waaw mais est-ce que foofu nag nekkul justement un problème de mental. foofu la problème bi moo am. mais oui. Mansour gis nga nit ku normal rek yenn pression yi nit doomu aadama attanu ko. nga nekk ci dugg ci kaso génn ci loo xam ne jàpp nga ne injustice la ci yow. ba tey yaa ngi topp dossier bi boo ko laal ñuy def Martou Diouf Koli. psychologue yi. c'est-à-dire que moom. moo entamé benn guerre boo xam ni. ci début ba. mooy guerre boo dugg. te dugaluñ nit ci. ñu jéem li ciy génn nga bañ. moo tax ma soxla na conseil. oui c'est ça. parce que ñu doon agressé ak doon sàcc. ñoo yem dégg seetuñu ko moom. c'est ça. ci yem. bu doon man damay daw. yóbbu nañ sama weccet. pare naa ci dossier donc moom dawul. fekke na def njàmbaarte ba daaneel waa ji. jàpp na ngànnaay bu mu topp ba xam na ni bu armée la am bu police la am c'est-à-dire que fi mu delluwaat ñooñu ñëpp ko ëpp doole. donc instant bi benn ñaara business. bu fekkoon ne am na mental bu dëgër du am lu muy wut mu leer ba tax muy dawal taxem dem palais di déposer quoi que ce soit dañ koy jàppaat di ko yóbbuwaat police est-ce que comprendre nga donc traversé na yoo xamante ni yëpp bu fekkoon ne xelam la utiliser du fa yegg moo tax ma ne soxla na jamono ji conseil bu koy wax ni ko bul def nii ak nii. alaay su ma doon moom ci cause bi nekk ci moom. alaay su ma doon moom du ma bàyyi mu sedd. merci tu l'as dit waaye damay passer à autre chose. su ma doon moom dama bàyyi mu sedd mais damay passer à autre chose. non am na beneen façon dund bu muy dund. waaye defal ndànk ban autre chose te mu leer na nit ñi dañ lay yow bakkan day caaxaan. mais tant que réactivé au dossier bi ñoom duñ la topp. daw baraw ci ngóor waaw non d'accord na. waaye lii muy def nii xanaa xamoo daw baraw ci la bokk di. en tout cas bu ko toppee fu muy mujj du neex de. dañu koy xonetal mais bëgguñu ko rey de. buñ ko bëggoon rey dee na bu yàgg. loolu ngeen yaakaar nekkul lu nekk ñu rey. mais alaaji na insister rek ba xam. wallaay bëgg na continuer di insister nii rek. wallaay nga weesu moom ñëpp ci rajo moom mu ne fàngu ñëpp di déglu numéro 1 au Sénégal nga wax fi lu rëy nii tamit loo xam ne ub na bopp ñëpp. xam nga yow question non xam nga question bi ngay posé mooy non question bi ngay posé mooy waa ji tey dossier bi muy topp léegi moom ban intérêt la ci am. non bu ñu génnee menace de mort bi ñu ko def moom léegi ñu génnaloo teg ko nee léegi dossier bi. moom ban njëriñ la ci am. j'ai l'impression que reconnaissance la ci bëgg. mais reconnaissance boo xam ne mën na la jëlee sax ak kenn jaratu. loolu reconnaissance. waaw reconnaissance yu yàlla de moo jar a daw. am jotu xaar reconnaissance ci réew mi ñu ne. waaye bàyyi booy. nañ li jënd nga jot sa permis dem liggéey waay. waaw mais dama ne alaaji jànq ji toog moom maanaam yéen da ngeen di wax yenn saa yi di waxee émotion ak wàllum ragal non nañu gas mu xóot su non permis bi nañ ko jox mu dem liggéey ba pare alaaji boo bëggee dégg dëgg comme dem na bu tudd ay tur fañ ko yóbbu woon Fann médecin yi central ña ko doon entendre tout ñooñu yëpp alaaji boo xoolee ba ci biir ñoom ay kilifa. waaw mais ñooñu mu tudd. waaw dossier bi fan la commencé ba yegg foofu c'est-à-dire fu nga demaat ci jeunesse histoire bi. waaw moom bokk na ci histoire bu ñu ko boolewul. agression la woon. waaw moom bokk ci woon. loolu benn la. waaw ñaareel bi ci des bi mu évolué ñu topp enquête bi. pourquoi moom bi ñu jëlee fusée bi. déjà moom ngànnaay bi. waaw nga xam ni moom jël nañ ko ci moom. après lu muy cherché waat après. loolu parce que ngànnaay bi bu fekkee agresseur bi ci armée la bokk. wala xam na ne ñi doon def ay agression fat nañu leen recaser nañu leen quelque part. donc moom wóor na ko ni kon ñi nekk ci affaire bi ñoo ko ëpp doole. clairement moo ko ëpp doole. te dañ ko woowoon sax affronté ku la ëpp doole nag
non du njàmbaarte dof la nañu waxante dëgg parce que yàlla moo bind li yamul wa fa dal naa baaduma la band léegi nag xam boo gisee yoon bi ñu koy jaaree yëpp loo xam ne moo ko ñu ngi awla ci benn circuit boo xamante ni bii ku bëgg a toog fi lu yàgg pour entretenir sa njaboot doo aw yoon bi ñu ko jaarale chemin bi mu ko fu nekk chemin bi ñu ko man de loolu laa gëm day dox tëñëx rek man de loolu laa gëm mais yëglu bi baax na ci alaaji dund ci tiit daal moom dund ci jàmm te bàyyi lii moom waa ji bàyyi ba mais nan la koy bàyyee waa ji bàyyi ba nekkul fa mu dëkk seen village ci sa ngëlam booba waaw mais dama ne mu dem fa pëndal taal fa wéq fa ay goutte daal di génn xam nañu ni waa ji moo la wax ni la bu dossier bi seddee moom mooy dem réactivé waat ko dañu koy këyitloo dama ne léegi lan moo tax ba du ko réactivé na yam déet alaaji bu mu koy réactivé waaw mais lan moo tax alaaji baax na mais nit ku ñuy menacé ne dinañ la rey waa léegi na bu dee dem seeti droit de l'homme bu dee xel lay sàkku moom seetiwul droit de l'homme président lay dem di ko bind lettre pour ñu jox ko raaya pour lan non ay raaya yooyu yëpp sax loolu après la. mais moom loolu alaaj loolu doo nga indi coow li nag. waay raaya boo fekkee waay. waaw mu gis croix un héros de billaahi loolu la jàpp. waaw non dama ne man dama jël ay affaire héros teg ne xam nga li man permis bi ci boppam alaaj laay wax benn waaye dañ ko war a delloo permis mu dem liggéey boobu benn ñaar yow moom nee na diw ak 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 tudd na ay tur yu bëri Mantoulaye moom moo dagg tur yi lieu ba. le lieu du crime là wax na ko ca boulangerie ba foofu la mbir ma jollee diw lañ doon agressé ka bal ba dal ci buli tudd na ko xam na ko dégg nga kii normalement autorité compétente bi yor wàllum kaaraange da ko waroon a ciix laay xanaa xamu kii dañ ko waroon téye mais alaaji est-ce que mort d'homme bi am kii dañ ko waroon téye nii ne ko kaay fii est-ce que mort d'homme bi ci am est-ce que justice defu ci liggéeyam nekku ci di def liggéeyam te moom yëgul non dama ne alaaji moom mii ci boppam justice da ko waroon a ceex waxuma dugal kaso di mais kii dundam ci boppam daal laaj kaaraange. pour ñu sécuriser ko. oui waxuma dugal kaso di kaso ba sax laa xamul lu tax ñu dugal ko kaso xam nga li ma la. palais ga mu demoon taxi même permis bi loolu tax ñu nangu ko histoire bu am 2011 xaw ma 2012 2015 nga dem di mbëkki palais. 2005 nga dem di mbëkki palais des na la jàpp. non 2011 la demoon. non mbëkkul palais de. ku am yéen mbëkkul palais de. déggoo lim la wax daf ne. dama gaare sama oto di génnee lettre yow sa oto du taxi déjà xam nga du ñu méngale sa oto taxi. amoo droit dem ba ci buntu wala ni ciix wàcce say kii naan na ngay déposer lettre nañu waxante rek. ànd ak Walfadjri pour leerlu. ànd ko presse. mais loolu leerlu dañu lay jàpp dañu lay jàpp. mais Alaaji xam nga la moo tax li mu def leer. parce que boo léegi bu ñu nee da koo mbëkk lay Walfadjri filmé bu ñu ko génnee wane ni mbëkk am. déggoo li mu wax de moom ci boppam nee na la. am na ñu doon bind naan. taximan baa mbëkk palais. waaye jegewuma sax kuy mbëkk pale. xanaa ku dof mooy mbëkk pale. moom ci boppam ci audio bi loolu wax ci tës bi. nee na xanaa ku dof mooy mbëkk pale. doful jinne jàpp ko. mais su nekkee te jinne tongalu ko. dafa sori ak kuy dof dafa sori antoo kuy dof. mais bu nekkee ni ñu woo ko décorer ko. moom mooy régler situation pour mu bàyyi dossier bi moom nañ ko woo décorer ko mu bàyyi dossier bi. Mantu mën ngaa bañ a dox sax nag. waay Mantoulaye looy doy décorer. yan nii doomu Adama attanu ko. laaj na bu nekkee ni moom ci boppam du bàyyi tànk njàmbaate gi mu wane te ñu waxoon ko nañ la ci décorer. loolu la gëm def ko ci boppam. waaw kon moom nag des na ko seeti nag spécialiste waxtaan. ala nañ ko jox décoration léegi na ñëw équipe tës décorer ko mu wax li mu bëgg ñu décorer ko fii publiquement def ko en direct. ñëpp ko dégg ñëpp ko alaaji waaw ko décorer wul ko ñun ñu décorer ko. non alaaji defal tànk alaaji yow c'est que yow tu gères le dossier d'une manière wala d'une façon trop légère quoi alaaji dafa jàppee dossier bi ak légèreté. kay waa ji ay nañ ñëw fii ñu décorer ko ñun waa Tës ak waxuma loolu man alaaji man côté décor yi man waxuma ay affaire alaaji est-ce que xamul luy xaar waa ji bu continuer. tontu leen samay question. est-ce que xamul luy xaar waa ji bu continuer. dossier bii nii c'est-à-dire dossier bii ni mu ngande nii. laa ne lan moo ko sabab ak fa mu commencé. je ma ko bu woyof de c'est que dossier bi moo commencé tuuti mees alors action waa ji moo ko ngandal ba ëgg si niveau bi moo tax ma ne soxla na conseil. bien sûr soxla na waaye déglu ma. alaaji d'accord naa mais c'est que yéen ni ngeen ko bëggee kii noonu maanaam waa ji waaw na bàyyi mu sedd noonu non on parle de sécurité wu nit la alaaji nit ku taxaw ne la man sama sécurité dafa menacé wu yow bu ñu ne sécurité diw dafa menacé wu rek benn affaire u dof ak affaire u caaxaan ak yooyu da nga koy teg fële yow indil sécurité rek
ba keroog ñuy génn sécurité bi après dugg feneen. mais ku war a gérer sécurité boobu. mu ni. kan moo war a gérer sécurité boobu. ku gérer sécurité boobu ko dul ñu ñu dénk suñu sécurité. ah waxte nee na ñooñu ñoo ko xañ. xam nga c'est un peu paradoxal. déedéet xañuñ ko de. ñooñu ñoo ko xañ. ah. ñooñu ñoo ko xañ bien sûr. ñooñu ñoo ko xañ sécurité bi ñooñu ñoo war a assurer sécurité am moo tax c'est un peu paradoxal. moo tax ma ni waa ji soxla na conseil. ñi nga xam ñuy assurer sécurité ñooñu la wax ni ñoo ko xañ di. non. ñooñu. ñoo ko xañ du ñoo koy menacé ñooñu la de. non. voilà si. ñoom la joxoñ baaram. si ñoom la wax. lan autorité. waaw loolu laa wax. waaw donc ñooñu ñoo war a assurer sécurité en même temps. te ñooñu ñoo ko man de xam naa ni waa ji daal su toppee fa mu ko jëmee après du ko neex. waaw moo tax ma ne waa kay. foog mu am man damaa bëgg mu am jàmm ak salaam. foog mu naan ko mu am parce que lii da koo sut lees bi da koo sut. jàmm ak salaam de ba moo koy may. di nga dégg ñu naan mbir da la sut lees. moom lii da ko sut lees moom. moo de bu dee solution la doon wut man li ma ci xalaat mooy ah képp ku ko ni foncel bëgg loo ko jàmm ak noflaay parce que moom exactement xamul ñan la amal affaire xamul ñan la di woo na ma nee na ma yaay bàcc après man ma yaay kinne après mu ne ma Abdoulaye man dina ma rey rek réew mi nag neexul ba neexul mais amatul yoon quoi. Mbeng daaf maa ngi lay nuyu. nee na waa ji waxula ko décoration de wàllu wér-gu-yaram lay wax. non ñun dañuy mujj toxu quoi. décoration sax parce que moom nangu na ne dañ ko newoon ni dinañu ko décorer dinañu ko connaissant par rapport à acte de bravoure bi nga xam ne def na ko et ça n'a pas été fait s'il le prend toujours en considération dans son discours d'aujourd'hui ça veut dire que pour lui c'est important aussi. mais ci biir wax ji mami boo tënkee nee na dama def njàmbaat la ñu ni ma dañ may décorer duñu ma décorer fa fëlbati ko bëgg ma rey donc moom bëgg rey bi moo gën a tax muy sonn. waaw mu bàyyi nag papa. man de bëgg naa mu bàyyi ba daal leen di ko ci fekk. man de loolu laa bëgg. dossier bi de man maa ci wax tuuti. man daal conseil bi ma koy xelal mooy. baax na maam ji li nga wax mooy dëgg de. def molo te wut ku koy xelal mu def ndànk. waaw mais non lan mooy molo laa bëgg a xam. luy molo xanaa ndànk te noppi. déedéet alaaji ban noppi. aca na wax lu tax muy noppi. aca na wax. baax na. na wax sécurité. waaw bu mu noppi na wax. waaw mais non man nag alaaji man nag tey nag. boo ñëwee papa foog nga xam ne waaye dossier bi tamit dañuy xelal waaye tamit waaw mais non alaaji defal naa kii dafa ñëw tës pour am solution de. waaw mooy xelal mooy li ma ko wax ni. lan mooy solution mooy ñu bàyyi mu sedd. non waxuma bàyyi mu sedd dama ni. waa ji foog mu am conseil. yéen alaaji xanaa dañ leen a menacé ak noonu. dama ni foog. man moom parce que dañuy gis menacé. nit ñi man kenn menacé. waaw yow waaye nga ay menacé. bu laajee responsable xam nga ne moos kenn mënu maa menace. dama ni waa ji xel lay wut. ñu ne ko fi histoire bi commencé da ngay remonté waat ci jeunesse histoire bi. est-ce que jar na fii mu yëg si tey bi coow amee ba kenn faatu ci. yoon dugal na ci loxoom ndax mordom am na ci. après moom lu mu ci recherche waat après 5 ans ba dem ba buntu palais ñu ni mbëkkul palais ba parce que moom doful du mbëkki palais ba d'accord mais Sénégal amul kenn ak lu sa wata tooy bu am sañ-sañ dem taxaw buntu palais rek noonu ndax ne da ngay joxew këyit. mais El Hadj dafa tiit moom dafa expliquer ne dafa tiit Mantoulaye boo tiitee yoon moo tax ma la soxla na conseil encore une fois. bien sûr rajo ngeen di wax yéen tamit boo tiitee Mantoulaye yow sa issue de secours du palais nañ waxante dëgg boo tiitee. non bu xasee ba dem palais rek ça veut dire que laaj nga sa issue de secours moom du dem palais moo tax ma la laaj na conseil. léegi nga dem palais. ànd ak ay télé ça c'est autre chose ñu woo la yóbbu la commissariat. après yow ñu lay jaarloo ci ay tëj la ay quelques jours nee na prison civile. jóge fa yóbbu ko Fann li ñu koy orienté yëpp moom mu ngi dem pourtant rendez-vous yi ñu koy jox Fann mu ngi dem. non ñoom bañ ko jëlee ci prison ba dañ ko yóbbu foofu. donc collaboration moom mu collaboré. du collaboration sañ bañ la. est-ce que collaboration bañ la. si boo feebaroo sañ ngay dama dem hôpital boo nekkee prison non déedéet. si boo nekkee prison bu la dara jotul. wax na yow kilifa boobu noonu yow mii nii bu la nee ñëwal ñu ànd Fann nga ànd ak moom Fann dañoo dagg tur bi kilifa bi mu wax. waaw bu la nee yow ñu ànd Fann. waaw dangay ànd ak moom Fann. kon nangu na ni kilifa ngi ci. mooy yow dégguñu la ay kilifa yu bëri la lim ñoo dagg tur yi alaaji. soxla na conseil lii de bu ñu moytuwulee ñun ñi ñooy dem Fann ba yegg kon soxla na conseil gars yi waa ji ku koy xelal moo di nañ la jënti aw ci yoon bu sedd ñu jox ko permet mu continuer liggéeyam. moom nee déjà mënul liggéey parce que martu bi dóor ci ginnaaw gi. ñi koy menacé wallahi buñ ko bëggoon a rey ko. man loolu laa gëm.
wallahi loolu léegi comme xel la doon sàkku nag man sama xel mooy na am conseil te dem liggéey. man dama jàpp ne daal bu continuer waaw mais nan lay liggéeyee te ñu nangu permis bi alaaji. dama jàpp am nañu yoon bu ñu mën a jàpp jël. léegi ban yoon la. ah ban yoon. est-ce que du mu ñëwee ci test bi du doon protection information au niveau de la police. daañu ko wax au niveau de la police ci yan condition la ñu téyee permis bi. ak nan la mën a def nag alaaji yooyu. nan la mën a def. yaa ko ci dimbali moo tax mu aw procédure bi. yaa ko ci dimbali moo tax mu ñëw tës. déedéet. moom est-ce que wéru ci na sax pour dawal taxi loolu tamit c'est un problème fa dem kaso. kuy jàmbat wér gu xam na ban niveau la permis toll. ci man de molo ji laay bañ a dégg. nee na permis mi ngi central ba tey. kon boog na ci dem ak doole. est-ce que mën a ci dawal. ci ko wérul. sama permis bu nekk 2011 central ba tey. permis bu rose bi dafa laa bëgg. na ci dem ak bu leen bàyyi dossier bi rek bu ngeen ko bàyyiwul dinañ romb fan dem daan teg de baax na. man day jaaxle na. moomu ci pexe lii. dina waat wax sax bëri fit la rek. non alaaji kii dafa ñëw tës pour am solution. kii njàqare tiis gi rek mën naa ëlbati xel mi benn ñaar. wàllum sécurité am googu kilifa yi ci boppam ñoo war a taxaw ne ko sa wàllum kaaraange. man Chimé dama bëgg nga di ma bàyyi mu seet. histoire bi kii de xam nga commando la. Chimé bàyyi mu seet. histoire bi kii de commando la. wax dëgg yàlla dama naan dem ba suuf mais tey moom ki dee ci histoire bi nii commando la. loolu de la wax waaw. waaye après la mort du commando la moom lan la affaire bi mujj ak nangam na su waa ji c'est-à-dire que moom wallahi bu amee ku koy xelal dañ ko wax da ngaa dugg ci dossier bu sa yoon nekkul. ba pare bu ko ëpp sut lees. na ci reculer da ko sut lees. gaynde na reculer ci dossier bi bëggee dégg. da ko sut lees. waaw mais lu tax muy reculer alaaji. mais bu sa yoon nekkul waaw yow alaaji yow du jóg braquage boo xamante ne am na ci dee. yéen ñaar ñii yéen ñaar est-ce que ne yow la yéen a am sax feebaru xel nag yéen ñaar. man jàpp Mami Samb dimbali ma ci ñuy waay yow. dimbali ma ci waay muy 2-2 waay. man objectif jàppale ma waay fàttali ma waay muy 2-2. waay ñaar ñi wéruñu waay yow. yéen ñaar wéroo leen. wéroo leen waxi dof. yéen ñaar wéroo leen. waay wuu. waay wuu ñu ne ci kër yi yuuxoo leen ñaar ñi waay waay wuu. waay wuu. waay wuu. waay yuuxoo leen mën soo rek maam Tulaay waay waay wuu. waay yuuxoo leen ma waay yuuxoo leen waay waay wuu. waay super nañ tàggatoo waay. waay yow. waay yow mos ngaa gis ku ñuy xopp bëgg laa rey sa xel mi dem ba lambeer ëlbati ku ñu naan gaan baal mu sedd ak molo. waay wuu. waay mën soo rek maam Tulaay wuu mosu ngeen a yuuxoo ci tës yuuxoo nañ leen wuu. waay yow mos naa gis lii yow. waaye tey amoo leen applaudissement. waaye yow mos naa gis lii. waaye yéen je vous retire la parole léegi. yéen doo doole nañ noppi on a dit l'essentiel nañ noppi. waaye yow mos naa gis lii. nañ noppi bàyyi ngeen di wuu seeni téléphone baax na. ah góor la jiite mën nga yuuxu. bañ a yuuxu. man de fu commando sa duma fa jaar duma fa jege. waa léegi la yéen di ngeen tax nit ñi dootu ñëw tës. non du ñëw tës mais. waaye lii comme guerre. ngeen ne lan. waaye yow. billaay sama yaay waaw yu kay ba mu neex. waaye yow. waaye lii mos naa koo gis. Assane sama xarit nga woon de. waa ji day jaaxal. Alaaji day weddiwaat na boppam yow Alaaji li nga fi waxal waa ji ci commencement bi yëpp. déedéet du ma ko. non Alaaji. dama ko jox conseil pour mu dal. man dal xam nga attaque. man yow mami attaque boo xam ne commando sax benn ci. après armée bi di ko gérer boppam. ñun ñi doon joxe xibaar yi man xam nga man fàttali ko war na xibaar bi. laataa ñu jot ci corps bi sax yàgg na. ba noppi amul benn info bu ci seen nat parce que. Alaaji duñu jàppale leen kii mu faju ci ak wàllum kaaraange kii ñaari problème la am Alaaji. duñu divulguer Alaaji déglu agression bu am armée meleki. waa léegi la ko nit ñi jàppale ñu ko mën a jàppale nañ ko jàppale mu faju leneen li ci moom itam na bàyyi man pour man dossier bi da ko kii. Alaaji kii ñaari dossier la am Alaaji. na jël permis kii ñaari dossier la am voire 3. waaw. troisième bi sax mooy permis bi ak mu dem liggéeywaat. ñaareel bi mooy wàllum kaaraangeem ñetteel bi mooy wàllu wér-gu-yaramam
kii li mu boole dafa bëri. dégg nga loolu. kii nag daa ñëw fii ngir utub solution. di saafara solution bi lan la lu dul wax kilifa yi ci boppam laa lay wax ni ñu teg ko loxo. teg ko loxo ba mu ñetti yoon. benn waaw. ci wàllum kaaraangeem. kilifa yi mu fi interpellé yëpp. directeur de la sécurité publique ak. waaw ñooñu lay xeexal. waaye déglul ñooñu lay xeexal. ci nag lay xeexal di. non man lii xamatuma ci dara yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew. yàlla waaw ok d'accord lii alaaji est-ce que xam nga naa ko yeggali suba de. yàlla nu yàlla suba ci waxaat de. dossier bi du ñëwaat de. man di jóg ci wax alaaji bu soobee yàlla tekk laay doon du ma ci wax. man pare naa ci dossier bii nii. dossier bi dañ ko ñaanal papa rek. yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi yàlla nu yàlla suturaal yàlla nu yàlla jàppale. yàlla nu yàlla aar te yàlla nu yàlla taxaw temps bi sax xoj nañu. ba mooy de solution amul ci tës bii. lii dañ fi doog am. amiin. waaye lii kan moo mës a gis tës bu mel nii. yow il est de jeune 10 10 90 ñaanal. acca na ba. alaaji non ñaan gi kay doy na li ma ñaan doy na. alaaji Simer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi kii de ma faral fii tey ajaratu Mami Samb mii nga xam ne moos. faral mën a dem ak Mbadou yooyu da ngaa jot menace. Mantula ngi nii jot menace mun sóor a ngi nii miin màkk miin mënul mën a war a jot menace. Simer Diop nga ne moom it neutre. lii de kenn xamul lii lan la. ala kan la dendal sa tukku tedd ki borom maamu barrière or ba ca Médine Banda Hachim Bani Khouré Serif Ahmed Aïdara Karara. monsieur le maire de la ville de Guédiawaye ngi nii wéet bay bëgg a dee tey lii kenn xamul lan la. la ilaha illallah